émission bii di ndénkaan ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñod di fan yi te wéral cër yi ñu ngi nuyu soppe xarit am di jàmm képp koo xamante ne bu nu àddoo ngay teewlu foo mën a nekk ñu ngi la fay fekk di la nuyu di la ñaanal jàmm sutura xewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yéen ñu ngi ñaanal sama rakk ja Fall Njaga fee mu tëdd ci suufu caaro yi yàlla na suuf woyof ci kawam ñu ngi nuyu ay soppe mag xaritam di nuyu kaaw ak sama yaay mama xali sa ndox ñu ngi nuyu maam Fatou ak soppe yëpp ñu ngi ñaanal jàmm képp koo xamante ni yaa ngi àndoon ak ñun di ko bégale ñu ngi lay ziara di la ñaanal jàmm dox suñu mbokk yi nekk ci bërëbu yarukaay di ñaan rek ñu génn ak jàmm ndax jub du fa tee dem waaye dëngi du fa tax a dem ñu muy seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñu muy seen yar yàlla nañ fa jaare yaru kon kenn ku ci nekk ci yéen fekk nañ la fi nga toog sukk suñu oom ci suuf ne la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñu bokkal plateau bi ku ci mel ni Mouhamed sunu moom ñu ngi koy ñaanal jàmm sutura xéwal gu sax dàkk Jóob yàlla na ko yàlla def ci yow def ko sa njaboot def ni teraanga ji sax dàkk ñu ngi la koy ñaanal di ko ñaanal képp ku la sopp ak képp ku la bëgg. ñu ngi nuyu lay pay sama doom ji pay njéeme ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm sutura xéwal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow teraanga ju baree bari dund ba ne doy na ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm. di nuyu nag sunu boss l'infatigable Thiama ci rouge bleu bi fa tabarakallah rafet na ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm sutura xéewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow ñu ngi lay ñaanal nga sokkorook sunu càmmuñ bi alburi dara bañ laa lëjal ngeen ànd sokkoro àjjana fii daw si yàlla mën na ko yàlla na ko def njaboot gi yàlla teg ci ñoom loxo nga dund ba ne doy na ñu ngi xaarandi sama bébé Awa mi ngi ñëw xam naa ci kanam tuuti rek mi ngi ci jàppandal gi bu ñëwee moom ñu tatagal ko dalal ko mooy Awa Badji ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom di ko ñaanal jàmm xéwal gu sax dàkk waaye di nuyu ñi nga xam te ñu ngi jàpp ci liggéey ba mu yemb ba ngeen mën ñoo gis les hommes de l'ombre ndax ñoom ñooy tax ngeen mën ñoo gis le rafet ñoom la ni ñuy waxee ngeen ñuy dégg di mën a bég wala ngeen di gis image mu leen di neex ñoom la yal na yàlla fayal ñu leen ki ci jiitu mooy Alain ak ki nga xamante ni moom mooy Mayta ak gros gi Vieux ñu ngi leen di ziyaara waaye di nuyu ummi sama doom ak Vieux mu ndaw nee naa ko nag Vieux du ndaw Thiama moo ko wax Vieux bu ndaw waaye Vieux fa tabarakallah kilifa la ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ñu ngi xaarandi suñu mbokk yi ni ñuy ànd ak revue de presse bi ak Modou Mbacke borom sant wu neex bi ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di ko ñaanal jàmm waaye balay boobu damay ñëw rek ak doomu jàmbur Mohamed ñu ngi lay ziyaara di nuyu soxna yi ñu ngi delloo ziyaar Adja Mama Bariba di jottali nuyoo suñu yaay Adja Fatou di nuyu sama yaboy Mère Thiama di la jottali nuyooy soppey di nuyu Abdallah ci di am mbégte bokkaat ak ñoom li nga xamante ne mooy jotaay bi di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ma ci beral nuyoo ki nga xamante ne moom mooy madame Sankaré Rougui mi nekk ba France ñu ngi koy nuyu bu baax a baax jërëjëf Mohamed kon ñu ngi nuyu ki nga xamante ni moom mooy Lay Pay ñu ngi lay tatagal di wax asalaamaaleykum waaleykum salaam Mama Marie ñu lay nuyu di delloo nuyu oustaz Mohamed Diop di ko wax ne nuyoo waa France moom bu ñu la nuyoo war nañ la nuyu mais bu ñu la nuyoo tee nee leen sama rakk ji dina ñëw fekk si leen fay leen di nuyu téléspectateurs yeex ñi ñuy seetaan si télé bi mais aussi internautes yi nga xam ne dañuy jàpp si internet bi di nuyu aussi auditeurs yi nga xam ne dañuy jàpp si rajo bi surtout di nuyu tey jii ñi nga xam ne dañu nekk si Sénégal des profondeurs parce que ñoom tamit gis nañ ne bëgg nañ émission ndénkaane bëgg nañ rajo Dunya di la nuyu rek di la tatagal yow it. jërëjëf ñu ngi lay ñaanal jàmm Thiama mu ne. nuyuwul sama yaay nuyu la. Lay Pay. waaw léegi di nuyu suñu yaay mère Thiama di ko wax ne kontaan nañ trop si moom te fu muy dem rek incha allah buy demeti nu yóbbaale njaboot gi. mooy yoon na comme doom bu góor amul jot. waaw fan laay def di leen bàyyi. xam nga ko rek fi ngay rootee rek. boo dem doo ko yóbbaale moom boo demee yóbbaale ji boo rootee si paan ñu root si siwo. waaw doo ko yóbbaale moom Lay Pay moom délégué naa la ko doo ko yóbbaale. foofu rootukaayu jigéen ñi rek xam naa ñun amuñu jot waaye doo ko yóbbaale. rootukaayu jigéen ñi waaw léegi man su ma mënul dem Awa Badji mi ngi fi mën na dem Marie Thérèse mën na dem Mama Marie mi ngi fi mën na dem donc Roxoy Ngom aussi mën na dem équipe bi bëri na. boo demee fenn rek da ngay yóbbu ñu si des. de njaagoo koy naa. Thiama nuyul ñu dem jëli revue de presse.
Mamar di la ziar kontaan naa ci cuub bi de. waaw mi dama lay jàppale rek. kontaan naa tey Mali nga dem de. tey moom da ngaa bëgg rek monsieur Niang ñëw waaye des na bàyyi jàmm ba ci kanam. yow laay jàppale. di nuyu sama doom bu góor. di ko ziare Diop. di ko wax ñu ngi may wax sa yóbbante bu baax a baax. di nuyu maam Soufi ak sama sët ba Talxa. di ko nuyu bu baax ak sama goro yi ca kër ga yëpp mais nag maam Soufi ne ci làmmiñ bi rek. xam nga nag mooy sama nawle nag xam nga nag ñun aaw yi ndaw ak aaw yi mag yi ñoo xaritoo. waaw njëkk xam nga rek lu ci njëkk tëj. Paye Ndiémé yaay sooy lébu di ko wax. dafa demoon Saalum ma ne ko yow indiwoo tiga dëgg indiwoo crevette indiwoo. suuf ak yoxos. waaw loolu de moom jaaxal war nañu togg c'est bon nag. tey moom. am na fa nag. am na fa te loolu incha allah bu neexee yàlla. di ngeen ko gis ci émission Aram Terra. waxuma loolu dama ne. incha allah bu Aram ñëwee dina leen indil jigéen ñi nekk ci Saalum rawatina dëkk Munde. liggéey bu am solo bi ñuy liggéey ci. waaye suufa yeeg yoo xam ne mënoon naa ñëw dama ne léegi dégg gi da nga jaar sa kër gel yi wàcc ko. day dem revue de presse Modou Baké ngi xaar. suufa waaw ñu ànd ak studio 2 jëli revue de presse dellusiwaat incha allah Modou Baké. ok soxna Mama Ba ñu ngi lay ziar bu baax naka suba si. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax kay. naka yittee tës si jamono. waaw ñu ngi ci rek xëy di koccal rek. ñu ngi lay tatagal di wax ni koccal bi yàlla na yàgg. amiin tabaarakallah. ndax dañ ne tepp gën yu rek. dëgg la ndeysaan dëgg la. ana lan nga ñu fas yéene indil tey ci revue de presse bi. waaw dañ koy tàmbalee ci les échos bi nga xam dafa xëyee président Wade mi wàcc ñëw Sénégal yëgle kaay bi ne fi ñu toll tembe ginnaaw bi Karim Wade candidature am mënta jàll maître Wade jaax na démb ca Paris jóge fee nga xamul ca Doha war a ñëw Sénégal li fekk àllarba incha allah yëgle kaay bi ni fi ñu toll tamit président Macky Sall na wàcc xam mi ngi waaj a am gan ndax président Wade bu ñëwee dina yëngu-yëngal buur dal ci kaw président Macky Sall moom lépp ndax élection yi nga xamante ni ko dëgmal yëgle kaay bi yëmu ci yokk na ci itam li nga xam moo soxal mbirum maire Podor bi Aïssata Tall Sall mi nga xam daal ñu ngi laam-laamee naan dem na fekki président Macky Sall ca Benno Bokk Yaakaar nar ko jàpp élection présidentielle yi ndëgmal ngir buñ àggee ci 24 février 2019 bi le moment ba am na solo kon xam naa dañuy wéy rek xool li ci topp. laas ma topp moment ba moom itam xëy na coowal politique bi nga xam te ni bi coow li mi ngi bari loolu fi ñu toll tamit yooyu kaay bi ni fi ñu toll nii nag dëgg-dëgg président Macky Sall moom mi ngi ci ay pexe yi mooy dajale ay militants ak ay opposants yu mën a transhumé ndax ginnaaw Sall mi nga xam dem na Mansour Djamil lay laaj waaye itam ku mel ni Aïda Mbodj yëgle kaay bi ni Aïda Mbodj daal ak sëriñ bi ñu ngi koy xool ba xam Macky dina li mën a amala déet ndax yàgg na koo dox muy të waaye tey situation bi moo toll foofum ca wet ga itam Mouhamed Abdoulaye Dione moom itam ma ngay dal ci kaw opposition bi ma nga jàpp daal fi ñu toll tembe gars yi nekk ci kujje gi jàkkaarloo président Macky Sall ñeenti candidat yooyu le dafa jàpp ni amul benn programme boo xam am nañu ko ñu ni mel la laas xëyxata mu njëkk moment ba enquête tam jaax ci beneen wàll moom itam ma ngay xam ne naan li ñuy wax mbirum fake news mi ngi tàmbalee bari ci biir réew mi maanaam mooy xibaar yoo xam te ni bi nekk lu wér yëgle kaay bi nii fi ñu toll nag li ñu dëmal mooy élection présidentielle kenn ku ne mi ngi xool pexem ngir yàq derub morom ja kenn ku ne mi ngi ci ay nas ak noot ci ay mbir yoo xam bu sottee du baax ci candidat yenn yi lii moo tax enquête bu ko ci wàll gi naan fi ñu toll ni Sénégal am na 300 sites yoo xamante ni bii site internet la lañ cey wax nag des fois lu ci bëree bëri du nekk dëgg maanaam daal duñu koy vérifier ndax manipulation moo ci am ngir bëgg a yàq derub jàmbur lu ko du jéem itam jaax ci beneen wàll dafa xëy ki nga xam rek moo di Mamour Cissé ak Ahmed Fall Baraya mi dem fekk président Macky Sall yooyu kaay bi ni fi ñu toll tamit Macky Sall dem mi ngi def ak këppatal goo xamante ni bi dafay yootaan ay kàngam ci wàllum politique ndax Baraya ak Mamour Cissé moo jiite PSD jant bi Baraya nekkoon kàngamu PDS fi nga xamoo ca Ndar dem nañu fekk président Macky Sall ba ko jàppal tànk ca candidature am koogulem yëglekaay bi yëmu ca ñëwaat na ci Ousmane Sonko mi nga xam moom nee na du mas a wujji commission d'enquête parlementaire ma nga coowal 94 milliards yi nga xam ne koy tuumaal ki nga xam moo di Mamour Diallo nekk directeur impôt ak domaine moom ci boppam nekk directeur de domaine kon moom ci boppam Sonko nee na xam na fu koppar gi jaar terrain ba nu jaay ak nañu ko jaay yépp kon du dem di wujji ab commission d'enquête parlementaire waaye dafay xaar procureur woolu ko ci wàll gi Vox Pop moom itam jaaxte benn wàll ñëwaat na ci président Macky Sall candidature bi nga xam te ne bi ña ngi koy jàngat ay force président Sall ak ay faiblesse am yëglekaay bi ni ak loo ci mën di dégg day président Macky Sall moom dafa am coalition bu dëgër bu ànd ak moom waaye nag gis nañ ni na xam ni am na opposant tamit jàkkaarlool yoo xam te ne bi seen maanaam yuuxu mën naa jëfun ko foogi bu fekkee Macky Sall mi ngi sobental ak di woyefal candidat yéen yi nga xam ne ñu ngi taxaw jàkkaarloog moom yëglekaay bi ñëw ci wàll gi waaye tam wax si boobu yëmu ca ñëwaat na ci wooteeg jàmm bi nga xam te ne bi njabootu Omar yéen gi ñoo ngi koy woote jàmm ci Sénégal gii ngir nag ñu war a mën a fexe ak dal am ci réew mi yëglekaay bi tamit yokk na ci tey jii xalif de Mouride Serigne Mountakha ma ngay woote njàngum alxuraan ngir ñaan jàmm ci biir Sénégal
l'observateur moom moment ba dafa xëyee li nga xam rek moo jëm ci pétrole ak gaz bi am ci biir réew mi yëglekaay bi jox kàddu gi Mansour Elimane Kane mi jiite ministère boobule ma ngay wax naan gaz bi ak Sénégal li mu am pétrole tax na ba fi ñu toll nii tembe lu jëm ci Sénégal rang bi sori na mi ngi ci 7e rang ci Afrique nekk 25e ci mondial lépp jëm ci wàllum koom-koom Libération moom xëy Ousmane Sonko yëglekaay bi naan waaw Ousmane Sonko xanaa dafa doon promoteur immobilier ndax gis nañ kër goo xam daal Sonko moo ko moom Libération mooy wax muy kër gu tabax R+2 yëglekaay loo ci mën a dégg daal jot na mbir mi leer diggante Sonko ak Mamour Diallo coowal 94 milliards yi yëglekaay bi ñëwaat ci commission d'enquête parlementaire bi ñu taxawal Ousmane Sonko moom ni mukk du ko wujji benn yoon la muy wujji mooy ca kanam procureur ndax moom dafa xaar ku ko porter plainte te nag wax na ak procureur ci wàll gi kon wujji ab pencum ndaw réew ma nekkut lu muy xaar waaye day xaar jàkkaarloo ci ab procureur moment ba lii moo gën a festi yenn kaay yi xëy génn tey ji de. xam naa foofu la ñuy duggee sax ci Sonko moomu ndax jotul pour ñu leeralal ñu koppar yooyu. waaw loolu ñëpp yi wax en tant que sénégalais yëpp nee ñu jot na ndax nag daanaka téeméeri milliards yu manqué tuuti doy caaxaan liñ ci mën a am ci ay hôpitaux bari na liñ ci mën a am ci ay ambulance bari na liñ ci mën a am ci ay jëmtukaay bari na xoolal Sénégal booy xool ay abri provisoire moo fi am école yoo xam ay sàkket la bu ngelawee mu naaw wala mu tàkk bu ko sawar a laalee kon bu fekkente ni loolu am na ci alal tol noonu ñu koy kenn koy tuumaal sa morom ñu koy wër-wërloo ci seen biir bu Sonko waxee lii Mamour Diallo génn waxlee kon dafa jot nag procureur leeral mbir mi ndax gis nañ ni lu gën a ndaw ci ay koppar am na fi procureur lijjanti ko kon nag loolu dañ ko war a lijjanti Sénégal yi xam lan moo xew ndax jàpp naa loolu mooy rôle justice sénégalaise moom ba Baraya ak Aïssata Tall Sall moom nee nañ dañ dem rejoindre ji Macky waaw Aïssata Tall sax wóorugul ñu ngi xaar moom tey ci ngoon dana amal point de presse xam naa sax fi ñu toll tamit ña nga ca waaye Mamour Cissé ak Baraya dem nañu waaye loo ci mën di dégg nag moom maa bi la fi ñu toll nii ndax président Macky Sall toogul ni Ousmane Sonko di wëree ay militants noonu tam la président Sall di wëree ay militants maanaam politicien moo xam pouvoir moo xam opposition kenn ku ne moment bi buñ ci tolloo da ngay bëgg a am ay kàngam yu la jàppal tànk loolu moo tax nag pouvoir nag dafa am doole moo tax ñaare bu rëbbee li muy sooy bariwul moo tax ñu bari duñ ko mën a résister moo tax Baraya ak Mamour Cissé moom moo jiite présidente bi Cissé moom dafa demoon parrainage amul parrainage moo tax mu daal di bàyyi candidature am léegi dem na jàppale président Macky Sall Baraya moom daa nekkoon PDS nee na comme que PDS amul candidat du toog di ni ci yàlla bañ a participer élection dana dem jàppale président Macky Sall soxna xam naa fi ñu koy ndar keppe mooy sëriñ si démb waa kër Cheikh Omar al Foutiou ñoo aye woon ci ñaan yi pour Sénégal am jàmm tey dégg naa nga ne xalifa murit yi aussi mi ngi sàkk pour ñu def ay ñaan waaw tey jii loolu la def communiqué bi jàll na fan yëpp sax ndax nee na daal dafa gis ni réew bu tolloo fii dañuy ñaan gi nag mooy tax ba kenn ku ne saxal dellusiwaat bu ko defee suñu borom mën a def jàmm ci réew mi moo tax def na ko ni ko jàng bi defee barki démb ni ko mbooleem ay maanaam imaam yi ak borom xam-xam yi ulama yi waxee ko noonu tam la ko njaboot umarien defee ñoom itam muy loo xam Sénégal la Sénégal moo mel noonu kilifa dina yi seen xol mooy ñaan jàmm bu ko defee xëy na suñu borom dogal ba jàmm ñëw ci réew mi ndax tam moment ba élection dafa jërut am réew yu tàkk te boo seetee Afrique soxna moment ba daanaka réew yu tàkk yu bëree bëri élection la jaare mes na ko lim mu bëri lool comme que Sénégal dafa dëgmal lu mel nii dañoo war a ñaan jàmm ci nag jàmm ji ña ngi koy tàmbalee ci responsabilité politiciens yi moo xam pouvoir moo xam opposition nag kenn ko ne xam sa responsabilité xam ni élection daa war a jàll réew mi des sax ba faaw ndax tam dañ fee am droit man fee bàyyil suñu ay sëtaat ndono boo xam day fekk Sénégal ñoom moom ba am na solo ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm gërëm naa la bu baax soxna si ñu bokk yendu jàmm jërëjëf Modou Mbacké Niang ñu ngi koy jaajëfal yal na yàlla fayal ñu ko li mu ñu indil ci tënk bi ci revue de presse bi yal na yàlla fayal ñu ko ñu ngi koy ñaanal kendal ak jàmm lay pay sama doom de teew na te gis nga ko dafa mboq tey teg ci ñuul mais li ma ko joxoon rek la so aw yombe noo de waaw maman yaa ngi am jàmm ñu ngi lay tatagal maa lay sant maman nuyul mbokk yi maa ngi nuyu ñi toog ci plateau bi di nuyu également téléspectateur u DTV rawatina ñi toog instant bi di seetaan li nga xam ne moo di ndénkaane macha allah elle est toute belle sama poche rek da lay fowee déedéet en tout cas fi yor ma lekk ko waaw boo yokkee sa loxo yi di wax dégg de waaw moom kenn du ko fawee wax assumer caam ñoo assumé lépp revue de presse bi lu mu wax dégg nga ko waaw revue de presse bi gis nañ ne wàllu politique bi moo si gën a fës rawatina parce que xam nga bu fi wax semaine bii di ñëw rek incha allah dañuy dugg si biir campagne bi altine bi di ñëw dinañ nekk à cœur si biir campagne bi donc fu mu toll nii pouvoir comme opposition aussi nekk mi ngi wut fu mu toll nii ay militants
ñu gis ne tamit am nañ ku si mel ni Mamour Cissé ak Aïssata Tall Sall depuis week-end bi yëpp ñu ngi wax Mamour Cissé moom bosam leer na mais bu Aïssata Tall Sall tey si ngoon dinañ si am lu ñu leer mais xel mën na njortu ne dafay dem parce que ki nga xam ne daanul waxanteex sax président bu ñu demee bay wax ne ñi ngi gisee ak waxante nañ kon ça veut dire que toujours ñi ngi dem di wuti ji ay militants gis nañ aussi ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko demoon na si côté sud du Sénégal Ziguinchor di wut moom it di def campagne am pré-campagne sax lañ ko mën a tuddee toujours est-il que rek lu mu si munti doon Serigne Sidi Diane classe politique bi tey il représente moins de 5% wu population wu Sénégal donc politique dëgg naam am na élection la ñu jëm dañuy fal suñu njiitu réew démocratie la ñuy wax libéralisme la ñuy wax nañu dem wuti ji ay militants nañ dem campagne ji mais nañu fexe ba dëkk bi jàmm ji ñu ko fekkee nañ ko fa bàyyi parce que Modou Mbacké mi ngi koy wax si waxam muy lu am solo Afrique gis nañ ne dëkk yu bëri yi amoon stabilité bu ñu amee problème rek si élection lay jógee te comme classe politique yu bëriwuñu nañu dem wuti ji réew mi si jàmm lu si mënti am ñu nangu ko par rapport ak problème mu Ousmane Sonko bi damay ragal la nag li ñu daloon si problème mu Karim Wade dal ñu si loolu parce que Karim on se rappelle dañ ko jiiñoon ay milliards boobu ba tey ñuy wax CREI yi am na fi problème am na fi lu ne am na fi mais ba tey gisuñu benn chèque bu duggaat si compte état bi ñu ne lii versé war na ko donc pour bañ a yóbbuwaat population bi si xalaat boobu wala njortu googu balaa ñoo wax donc na doon lu leer a leer di daanelee si médias yi nga xam ne wax nañ ko muy internet bi site yu bees yi nga xam ne dañ ko ubbi gis nga Maman Marie information dafa am fu muy jaar information dafa y a des professionnels de l'information ñoo xam dañ ko jàng saytu ko mun ko def mais tey jii nii ku nekk sa journaliste bopp nga tey jii nii ku nekk dafay joxe information donc dañuy dootul amatul éthique bi nga xam ne moom mooy formation bi nan ngay traiter information bi ndax pour nga wax ak nit sax war nga regrouper information bi Mouhamed Diop bu ñu bindee si moom nga woo ko laaj ko lii kat bind dañ ko si yow dëgg la am déet su la bañu la wax nga booy traiter sa information nga ne jëm nañ dem gisi ji Mouhamed mais bañ naa wax ba tey ibbil nañ ko suñuy buntu bu dee dafay démentir nga doog a bind mais da ngay nekk sa biir kër yàq nit ki donc loolu tamit nañ ko mooy rafetul am na solo Thiama dégg nga revue de presse bi waaw Mamadou dégg nañ ko aw maa ngi lay nuyu bu baax dina sax te la ngeen di waxee waaw d'accord xam nañ ko dama naan daal que la paix règne au Sénégal damay faral di wax ni élection musu fi jóg Maman Marie depuis ñu judd ba tey élection day am la vie continue nit ñi di àndaat di dem di doxi seen soxla mais man ren ji li ma gis ku nekk naan élection yi ne ba sëriñ si di ñaan yàlla na ñaan jàmm gën a am amiin waay ndax nee naa leen lu dul jàmm rek jàmm ko gën Maman Marie ndax réew yi nekk ñu ci jàmm ñun toog ñu def li boo nekkul ci jàmm doo mën a toog man dama ragal ba nga xamante ne jàmm rek laay woo jàmm rek laa bëgg man su ma déggee ñuy wax dara naan élection yi nangam sàngam man damay tiit ak ñi naan élection di fi am nañu bàyyi loolu ku ne am nga sa mbër ñaana sa mbër daan yow nee nañ carte bi mooy fal carte bi mooy daaneel waaye ñoom jaru xeex sama carte laay téye joxuma ko Mouhamed maman laa ko jox dugal naa ko ci maman mu noppalu dem toog sama kër xaar kii gañe way élection di fi am ak duma ko nangoog def lii ñun daal ñu ngi wootee jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi képp fi lu bëgg a indi jàmm nag yàlla nga gis safaan ba waaye daal jàmm la ñu woote ndax ñun am ay baadoo lañu suñuy doom yi dañuy dëgg la suñuy doom yi dañuy jàngi mënuñu jël billet léegi daw dem France mënuñu jël billet dem daw beneen dëkk fii la ñu am kon daal nañu bàyyi ak suñu réew ñu nekk si jàmm te ñii di politique yëpp mun nañ jël léegi billet génn Sénégal maa la wax loolu heure bii rek bu leen neexoon ñu jël billet léegi dem génn Sénégal dañuy rawale seen mbokk ba pare rawale seen dama mënuma ko kon bo mën nga ko yow dëgg la kenn mënu ko non c'est vrai waxee raison dañuy gis ñoo xamante bu dara amee rek ñu dem ak vacances ak seen njaboot falu ku ne sa bopp nga fi nekkal léegi nag ñun ñu fi war a nekk nañu bàyyee suñu ñu may jàmm mooy dëgg ñu campagne ci jàmm kii gañe ci jàmm wasalaam Sénégal ne ci jàmm man nag du ma wax dara tant que campagne bi ubbeeku ma indi fii ndax mooy campagne fii laay toog ak sabari di campagne déedéet waaw bu ubbee da ngay doon dénkaane ban bis lay ubbi xam nga nooy def si guddi le 3 waaw man la 4 benn bis lay tombé man daal bu campagne amee da ngay indi xiin mbëm na ko xam ak cool waaw ak ay bongo baagaan toog fi ñuy campagne man bu teg laay campagne def na ci yal nañu yàlla may fekkee gàmm ki def ay ñaan plateau bi 5 la ñuy doon ku nekk da ngay jël sa part waaw dama bëgg a laaj dinaa woo Marie Ngom laaj ko ndax
loolu général dina ci d'accord. xoolal campagne lañu wax campagne kay loolu dina ma neex man daal saa yi muy xës indaale kenn ki may tëggal. bu ragal dara man ko koy ci yow la des. kon jeex na ñawlu say grand bu beige marron yu baax. waaw ba campagne bi commencé campagne ubbeegu ma kenn tatu. waaw fu mu l'instant xam nga duñ ci waruñu ci sori. moo tax man dama jàng école. waaw xam nga comme dañ koy tere caama nañ ko denc ba mu ñor. Babacar Diaye bëggul ma wax dara lu ma naqari. léegi xam nga nu ñuy def. ubal karaj. karaj tëj buntu dañ koy karaj ba mu egsi lu jot yomb. bul tax ma commencé campagne de man kay. aw yombe bat bi. waaw moom gis nga lu ñu naan. waxi politicien jaruta dóor say doom parce que boo gisee des fois boo déggee yenn nit yu transhumé yow daf lay jaaxal daal en fait dinañu jaaxal mais duñu jaaxal lu tax ma ne dinañ jaaxal mais duñu jaaxal parce que politiciens yi dañuy xaar lépp ci ñoom ba tax na ñoom lu ñu def duñu mën a jaaxal mais tamit ci dégg-dégg dafa du rafet man parfois damay toog ma ne ndeysaan ñoom seen famille dama leen a yërëm parce que toog dégg sa papa wala sa yaay ñu koy wax yéen yi xam naa ni métti na torop ci ñoom te lu jig njaag ñoom ñooy njaag bukki xaj mbaw la voilà parce que mënoo tey nga tooy fii bu subaa nga tooy feneen fa ca des nit moom pour man yow da ngay gore rek ba dee waaye parce que politicien laa moom aw ma su ma neexee def lu ma neex wala su ma neexee tey ma wax lii gannaaw suba ma wax waxeet yaakaar naa ni du yëfu gor lu mu métti rek xamal ni yaa faroon kon assumer ko ba keroog muy jeex te di ngeen dégg yeneen ñoo xam ne transhumé nañ tant que ñu ngi dem rek affaire yi yegsee guñ ci dinañ déggat saa yu ñu xëyee mais l'essentiel en est que lii laay pay wax rek moomuñu Sénégal Sénégal ñun ñëpp a ko moom te ñun ñoo leen ni tànn pour ñu jiite ñu kon lépp lu ñuy def rek ngalla ngir yàlla nañ ñu ciy sóor te xam ne ñoom seen intérêt taxu leen fa toog ñun suñu intérêt personnel ñun intérêt askan bi moo tax ñu toog fa parce que bu doom ñoom seen intérêt rek kenn du leen votel ñooy def lépp ba dem toogal seen bopp ba liggéey kon bu ñu taal suñu réew mi xam ne suñu réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te sëriñ si lu ñuy def rek moom tàmm nañ ko ci Sénégal moom dañuy wax ni à chaque fois xëy na coow li dina bëri rek mais dañuy am njott bu rafet ne du mës a tàkk parce que gis nañ fi réew yu bëri yoo xam ne élection moo tax ba seen réew fu mu ne nii tey nii la jaaree ba yàqu ba faw wala sax nga gis ay problème yoo xam ne ay problème de caste la wala yeneen ak yeneen yu yàq réew yu bëri fii nii ci àdduna bi surtout Afrique mais Sénégal moom tout le temps wax ji day bëri rek mais du am te loolu ñu ngi ñaan mu sax fi ba keroog ba ñuy yegg ci li nga xam ne moo di élection yi ba voté ceeg jàmm ba fal ki ñu war a fal waaye également ñu ñëw ci journalistes yi nga xam ne nee na ñu site yu bëri du moins si ñuy ubbi léegi si ne il faut sénégalais yi tàmm xam fan la ñu war a mën a jëlee information man dama dem ba nga xam ne site bu bindee dara sax du ma ko gëm man léegi gëmatuma benn site gëm parce que da ngay naan kii lu mu bind amul léegi sénégalais yi nag ñoom ñoo war a yeew parce que site ku nekk mën na ko créer man mën naa toog sama nekk créer sama site di bind lu ma neex ci nit di wax lu ma neex ci nit léegi sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo war a xam fan la ñu war a dem pour jëlee fa information bu baax fan la ñu war a dem pour jëlee fa information boo xam ne moo leen mën a doy comme ça ñu xam bu baax fa ñuy teg seen tànk li nga xam ne nag mooy pour daanelee ci wàllum Sonko lii di justice bi yaakaar naa war na cee mën a wax nag parce que il est temps parce que bu ñu clarifier nit ñi parce que suñu alal la du seen alal bu nit ñi ñaar ñoo xam ne ñu ngi xëccoo ci wax xaalis loo xam ne askan bee ko moom kon justice bi warut a mën a tëddee njaaxaanaay su ma nee njaaxaanaay mooy toog di seetaan dafa war a éclaircir les choses ñu xam fan lañu war a féetee ku ci am dëgg ñu xam ne moo am dëgg ku ci am toor ñu xam ne kooku moo war a toor waaye nañ ñu leeralal daal pour ñun ñu mën a tranquille am na solo Badji Mohamed salaamaaleykum Diop aleykum salaam wa rahmatullah waaw tey dafa kontaan duñ toogee ba tey mi ngi ree rek lu tax waaw moom na xam nga dafa à chaque fois day xaar si man moom sax xam maak si xam maak mu sori moom yaa ngi ree rek sànq du jàng ak ay aayu ne da ngay ree yéen ñaar lay ree tan mais si suuf lañ ko defee de Oustaz Mohamed te lépp nag macha allah moom moo ko defar ko defar moom moo lal bool bi rek ñu takk Mohamed asalaamaaleykum yàlla ñu yàlla may début semaine bu barke damay wax par rapport ak li yëglekaay yi xëyee tey jii nii d'abord di jaajëfalaat waa këru diine yi te ñu ngay def seeni warugar mais yàlla na kàddu yi ñuy wax mu déggu ci ay nopp amiin famille omarienne moo ci mujj ay bis yi passé gisoon nañ jàngu bi tey jii tamit xalif général mu ngi woote ci wàlluk ñaan foofu nag dafa am lu am solo
ñoom seen warugar lañ def mais yàlla bay sa tool waaw sama papa dafa nekk ci biir kër gi chaque jour muy naafila di ñaan man ak sama frère ñu nekk chaque jour ku nekk yore sa gourdin ak sa mbolde di rombante di xiirante maanaam yar yi du dal parce que suñu papay ñaan li tax yar yi du dal moo ñu téye suñu loxo mais bu fekkente ne ñu ngay xàcc di dóor muy rombante bu yàggee mu dalante bu dalee te ñaanu suñu baay munu ci dara bi maanaa Sénégal certes yàlla def na fi ay nit ñu baax ñooñu dañ fee ñaan mais su fekkente ne ñi waroon a jëriñoo ñaan bi defuñu luy tax ñuy jëriñoo ñaan bi bu boobaa sofaan bi moo fi am Irak kenn gënu koo tàkk te lañ fa suul ci saxaaba yi ñu gis yonent bi laa wax de ñu gis yonent bi wala ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp na 200 te tey jii nii mu ngay tàkk moo ne ba ñu féetewoo ndono gi sàmmuñu li nga xamante ne mooy ndono gi kon ñoom def nañ seen rôle alerte nañ woote nañ def nañ li leen yàlla féete mooy ñaan li nga xamante ne kii wolof dafay lépp yàlla bay sa tool xam nga tey jii nii booy ñaan yàlla mu taw te bayoo sa tool taw mun na taw mais tool ba du kii kon ñun sénégalais yi nañu bàyyiwaat xel am na ku ko wax sànq ci biir waxam Sénégal après 24 février dafay continuer rester Sénégal mais nag Sénégalu lan ndax day continuer nekk pays de la teranga wala leneen lay doon ñun ñooy bind li nga xamante ne mooy histoire boobu kon nañu ànd ak li nga xamante ne mooy xel lay pay semaine bi passé dafa am ku wax mu wax benn wax ne wolof dafay wax ne wax bu feebaree nepp yu koy déglu nañu wér tey jii nii waxu politicien yëpp a feebar parce que ku ci nekk mën a la mais ñun sénégalais yi nañu am nopp yoo xamante ne yu wér la mën a ràññetle débat bi war a ñëw fi mu toll ni nekkatul débat wu xastante débat wu programme la war a doon nañ ñu wax lan mooy seen programme lan la ñu yéene li nga xamante ne mooy réew mi pas diw gudd na diw am na kër R+2 am na kër R+4 am na kër R+5 loolu yitteeluñu ñun sénégalais yi Sénégal d'ici 5 ans yi ñëw ki ko bëgg a yore ban mooy programme am pour mu yore ko pour man loolu moo war a nekk idée yi nga xamante ni moo war a ñëw l'autre aspect moo di ne ba nit ñi di taxawal parti politique basé wu ci mbooloo moo tax bul yéemu benn yoon ci Sénégal nit daw làqatu feneen ngir yaakaar mbooloo parti politique ba jamono di baax dafay basé wu ñu ngi koy fondé ci ay idéologie ci ay xalaat lañ ko doon fondé mais actuellement tey jii ni nit ñi li ñuy fondé li nga xamante ne mooy parti politique mooy ci mbooloo moo tax bis boo demee ba jàpp ne sa mbooloo moomu am na mbooloo mu ko mën a yiir ba du gis jant bi da ngay dem tafu ci mbooloo boobu pour di mën a gis li nga xamante ne mooy jant bi il est temps ci biir Sénégal ñu delloo si waat li nga xamante ne mooy politique tey jii nii da ngay yéemu bu njëkk ba lan moo tax ñu doon jàng li nga xamante ne mooy politique pour que nit nga am benn idéologie boo xamante ne moom nga gëm di ko incarner jàpp ne àdduna bii nii pour mu mën a jag ci idée yii nii ci base yii nii lay tegu mais ci base am naa mbooloo am naa nangam ak nangam la xalaat moo doon yéem ay mbooloo ñu ñëw fekk ci nit mais malheureusement tey jii nii jeu bi nekkatul loolu moo tax man du ma am benn yoon benn mbetteel gis diw jóge fële daal di lonk li nga xamante ne moom mooy kaanam ci beneen pour mun a xool li nga xamante ne mooy jant bi bu fekkente ne mun nañ ko kii nii beneen bi moo di ne pour man assemblée nationale am na yeneen yitte yu mu war a def xam nga dañuy wax ne ka taarikatin baydaha wa mulbisatin bayda uxra janahaha ginaar bi dafa bóof dafa nen bu lee mu dem boofi nenam pour mu tos mu dem di boofi yeneen i nenu jàmbur justice moo fi nekk ñu ngi léegi Sénégal yëpp li ñu wax ne ne procureur na wax kii ndey mbilli ji di jooy dëjëm nee na moom dem na gis procureur mais procureur autosaisir wax li nga xamante ne mooy mbir mu leeral sénégalais pourquoi ñuy guddal jël di woote xaw ma commission nangam commission patati patata nañu bàyyi li nga xamante ne mooy justice bi ñoom am nañ feneen fu ñu leen gën a yitteloo nañu toppatoo loolu ñu bàyyi procureur nen yi nga xamante ne moom la war a boof moom lay boof mu war a boof mu boof ko toj ko ak jàmm ñu xam li ci nekk effectivement en tout cas li jëm ci wàllu information tamit na nit ñi yeewu waaw surtout na nit ñi yeewu tey jii ni sooy jàng dañ lay jàngal que ne langue politique moo bindoo tuumal nit dëgg la et chaque jour nit bu amee ku koy tiital daf koy tuumal dëgg la ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy bëgg a yëngal biir Màkka nee nañ dof lañ
nee nañ njabarkat lañ nee nañ nangam ak nangam te loolu munta du mës a génn ci wàllu diggante pouvoir ak opposition mais ñi seetaan ñoo war a xam nan la ñuy ràññet leen am na solo tuuma yàgg na nekk arme politicien ànd ak loolu dañuy dem jëli suñu élément ndax dañu am référence ñu dem jëli suñu élément dellusiwaat ci lay fay incha allah léegi dem dikk waxal nga ko sa bopp Mbaye Sarr mooy Mbaye Sarr rek di Sénégalais bu cosaanoo Njàmbur ci village bu ñuy wax Ngën Sarr suñu maam sanc ko ñu dëkk fa nekk niti kaw rek nag Mbaye Sarr bu mu dëkkee Ngën Sarr dafa nekk waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen yar nañu ma jàngal nañu ma as def ci alxuraan jàngal ma nitu kaw nu muy dundi nu muy liggéey yar ma ci njub bi mu am fukki at ak juróom benn fukk ak juróom benn booba laa fa jógee ba ma fay jóge sax neexul woon samay waajur ndax taaw laa woon dañu bëggoon ku leen di jàppale ci liggéey bi mais fa jógee maa ngi dem dëkk bu ñu naan Saint-Louis Ndar boo ba demee liggéeyu bi ma tollal laa doon def ci oto yi laa nekkoon oto yi moo ma yëkkati woon mën naa la wax ne départ ba fin oto rek man mosuma koo génn amoon naa ambition yoo xam ne pour liggéey ndax gëmoon naa it sama bopp nag gëmoon naa ni fu nit yegg ci oto yàlla ko fa yeggal boo gëmee sa bopp te jub mën nga faa yegg bi ma demee dem ba certain temps comme Côte d'Ivoire daanaa ko dégg ak te samay mbokk yu bari dañ faa nekkoon ma jóge fi dem Côte d'Ivoire 87 laa ko bi novembre 87 ci laa démarré 3 oto yooyu ci laa démarré ak taxi yi nga xam ne amoon nañu état man nangu ko ci chauffeur yi pendur ko loolu daal mooy sabab ba léegi mosuma wàcc yoon yi nag parce que xamoon naa ne ndaw su gëmee boppam te jub fu mu mënta yegg amul xam nga doomu aadama ba ko yàlla bindee ba mu ko joxee xel rek la wàccoog moom leneen lu mu bëgg ci rek fu jubee na ci jublu su waaxoo jëm ci yàlla dana ko dimbali bi ñuy door a démarré 87 dama tëboon booba tuddul Sénégal Tour dama dem rek tuddee ko Saare Frère mais bi ñu doxee ba 89 jàll ci francophonie bi OCI 91 ñëw lu taxaw ci taxaw jërëjëf waa Régis si élément bu am solo boobu Mbaye Sarr lañ ci jëli woon lay Mbaye Sarr nga jëli woon comme référence. waaw tey ñu indi ko référence mu nekk nag une personne boo xam ne macha allah expliqué na ko mu dëkk bu ñu naan Ngën Sarr mu nekk si Louga. moom njàmbur la waaw. mais li tax mu nekk une personne référentielle mooy tey jii nii actuellement fi ñu toll am na plus de 500 personnes yoo xam ne moom moo leen di jox salaire di leen fay bu weer deewee. te marge salariale maanaam lu muy fay si salaire bu weer deewee dina toll si 70 millions bu bokkul si carburant wa max leneen maanaam lu muy fay nit ñi rek mu ne nag dafa commencé ba mu amee 16 ans doon raxas oto
mu commencé raxas oto mais gëm ko di dawalaale nekk chauffeur mais mu am ambition ne dafa war a réussir dans la vie ambition boobu waral ko mu dem tukki bitim réew ñëwaat mais ba mu tukkee dafa ne lu mu tukki day dellu siwaat si réewam mu ñëw commencé si benn oto ñaari oto ñetti oto léegi nag tey jii mu ne xale yi ñi nga xam dañ koy suivre nañu gëm ne parce que moom fii mu toll mi ngi fal ay nit ñoo xam ne mi ngi leen di fay c'est des maîtrisards mi ngi fay ñoo xam ne dañu jàng ba jeexal nekk des doctorants léegi mu ne xale yi war nañ gëm ne dëgg la naam jàng dafa baax métier dafa baax mais même boo jàngulee école même boo jàngulee métier war nga gëm ne mën nga réussir dans la vie bu ñu xeeb métier mais surtout nañu commencé dem bu ñu commencé dem nit ñi dinañ leen si fekk ba pare ne faw tamit entreprise yi di préparer seen relève boobu looloo waral tey jii ni mu jël doomam boo xam ne mu ngi tudd Fallou Sarr mu teel ko intégré si entreprise bi mais ba mu ko intégré dafa nekkoon ay poste yu ndaw la koy jox ba tey jii nii mu yóbbu ko au rang de directeur général Fallou moom mooy directeur groupe Sénécartour moom Mbaye Sarr mu nekk président directeur général bu Sénécartour moo nekkoon suñu référence su tey pour xale yi mën a xool si moom xam ne à partir de rien nit ki mën na dem mais nu ko gëm surtout nag nee na lenn lay ñaan yàlla mooy lan am àjjanay biti nee na moom mooy jubóox say mbokk ba tax na dëkk bi nga xam ne foofu la cosaanoo tamit muy Ngën Saar mu def fa lu mag maanaam tabax na fa juma def na fa hôpital yóbbu na fa lépp loo xam ne infrastructure la lépp loo xam ne état moo ko waroon liggéey moom Mbaye Sarr yóbbu na ko si dëkkam muy cosaanam muy Ngën Saar Mbaye si say fàttewul dëkk waayam am na ci solo référence baa ngi noonu Thiam. waaw Mbaye Sarr transporteur yëpp ñu ngi leen di nuyu nag. waaw nit ku baax la waaye sant bi rek moo ko xaw a saareen la ndax xam naa kaaw la. waaw mbokk kaaw la xam naa balaa muy fay ñoon leen dina ceeb ba pare ak xam nga li ma ci neex lim ni boo jubee te gëm li ngay def dafay arrivé xam nga ñu bëri seen yëf mi ngi yàqu ndax jubadi ak dëng ndax boo waree fay mama bari xaalisam fayee ko di ko lekk loolu day yàq ala ndax damay dégg ñu jàng naan loo xam ne bokkul ci sa alal boo ko ci dugalee daf koy yàq te xam naa loolu ñiy liggéeyal entreprise yu mag yi war nañ ko xam fa mu dëkk tam dëkk boobu man xam naa ko ndax dama fay dem gàmmu macha allah lu fa état roon def rek famille Saare boobu ñoo ko fa def tali yi macha allah amoon na benn tali bu ñu doon commencé sax xaw ma ndax egg ndax man daaw dew ma woon ci gàmmu gëj naa fa daaw jéeg am na jàkk am na ay oto yoo xam ne ay ambulance mu nga fa am na oto yoo xam dañ ko jënd jox ko xale ñu ciy kalandoo di dem di fay bu weer bu jeexee nga moom sa oto xam nga loolu yëpp moom dañ naa bay say oom xam nga kaw yi nag lii la ñu rawee waa Ndakaaru de ñun dëkk ba rek boo demee gis fay waaye waa Ndakaar ñoom fii la ñuy toog rek ñoom xamuñ sax démb kaw-kawe gën a ñàkk kaw-kawe kaw piir la waa Mbaye Sarr a ngi noonu waaw moom suñu maam ji sax la ñuy wax dañuy rafetlu li nga xam ne wax na ko di yeewaat ñi nga xam ne mooy jeunesse bi parce que tey jii ku ko ne woon ci raxas oto ba mu nekkoon noonu tey ca lay dem ba am ci entreprise am ba tey Sénégal foo tourné di dégg bu dee wàllum location wu oto di dégg Sénécartour mun na ne sax moom gëmoon na ko parce que gëm-gëmam ci la doom demee mais tey jii li mu wax naan bu ñu xeeb benn métier effectivement loolu dafa doon dëgg parce que fii ñu bëri dañuy xeeb métier ngay gis ñi naan man duma def lii surtout booy Ndakaar yi comme ni ko maître Thiama waxee xale yi dañuy taamu parce que dañuy naan lu bëri duma ko def lu tax may def lii man jomm naa def lii te pourtant boo tukkee bitim réew fekk leen liggéey yi ñuy liggéey moo gën a métti liggéey yi ñuy liggéey moo gën a li ñu doon bañ fii lu ko raw sax dañuy nangu foofu pourquoi bu ñu nekkee seen dëkk waruñu mën a nangu loolu te tamit nit da ngay demee jom rek wax na ko nee na ñàkk métier wala ñàkk li nga xam ne mooy jàng am ay diplôme war la mën a tee nga ambitieux ci sa vie wax ka ni kat man lii may def nii war naa cee mën a yegg fenn ëllëg mis à part loolu noonu li muy joxe noonu li ma gën a intéressé li ma gën a kii ci wax ji mooy li mu naan xaarul état pour defar dëkkam nga fii da ngay gis ñu bëri nit ñi dañuy xaar état ci lu bëri moom munoon na cee bañ a fekk munoon na bañ a dimbali waa kiiwam waa fi mu jóge village Ngën Saar voilà def na fa tabax na fa ay hôpitaux jënd na fa ay ambulance ak yeneen yu muy def foofu ay tali li maire Thiama wax léegi xam nga loolu bu doom keneen danaa waruma ko def état bi moo ko war a def te pourtant defu ko moo tax loolu day jàngale ren ni nag état mënta def lépp bu fekkee nit ñi am nañ tuuti doole am nañ lenn lu ñu war a mën a dimbalee seeni morom jullit nañ leen ko dimbalee te xam ne état matewul lépp am na solo état bu fa demee boo ko Saar lay
ñu tënk ko waa xool Mbaye Sarr li mu def yëpp. macha allah. état bu demee foofu. waaw boo ko woowee Sarr lay wuyoo de ndax la fa ne li ñu doon Sarr ko def. waaw xam nga bu ñëpp defoon noonu dañu noppal état Mohamed. ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla barkeelal li mu joxe yal na ko yàlla barkeelal li des tamit yal na ko yàlla subhanahu wa taala barkeelal en tout cas man waxam ñaari mbir daf ma bàyyiloo xel moo di ne njëkk na junj niñ ko yaree waaw ane samay waajur yar ma jàngal ma alxuraan loolu lu am solo la ke ne waajur tamit léeg-léeg dafa am solo ci jaar-jaaru doomu aadama loolu moo sabab mu wax ne nit ki li nga nekk boo jubee gëm ko mu nekk ñaari nit léeg-léeg nit dina gëm dara te du jub bu boobaa li sama yaay wax dafay daal di yàqule en tout cas la jeunesse sénégalaise dafa soxla genre référence yu mel nii pour que ñu xam case de départ fan la nit di tàmbale par exemple ñu bëri ñooy gis fii nii dañoo gëmoon li nga xamante ne mooy entrepreneuriat tàmbaleel seen bopp sooy xool ci histoire état mënul jox ñëpp mooy nit ki moom mooy fàggul dara gëm ne yàlla bay sa tool yàlla subhanahu wa taala dina ñëw bi ma déggoo histoire am daf may jox image yu kenn ci saxaaba yi muy Abdurrahman ibn Awf mu nekk loo xam ne jeunesse bi war nañ ko déglu Abdurrahman ibn Awf dafa ñëw Médine mu ñëw yonent bi boole koo xamante ne moo nekk frère am mu def li nga xam ne mbokkale ko kenn kooku presque moo ëppoon xaalis ci Médine waa ji ne ko ñaari tool laa yor ak ñaari soxna ñaari tool yi xoolal bu la ci gën a neex ma jox la ko sama ñaari soxna yi xoolal bu la ci dàqal ma fase ko nga takk ko Abdurrahman ibn Awf ne ko non wan ma marché bi fu mu nekk dem commencé di jënd di jaay ba Abdurrahman ibn Awf après moom moo nekk presque multimilliardaire u saxaaba yi bi maanaam toujours nit ki bul xeeb li nga xamante ne mooy li ngay tàmbale sabab lul yàlla subhanahu wa taala dinañu moo tax dañ koy ñaanal li yonent bi ñaanoon Abdurrahman ibn Awf loo joxe Baye Mbaye yàlla na ko yàlla barkeel loo denc tamit yàlla na ko yàlla barkeel amiin bu ñëpp defoon noonu bu ñëpp defoon nañ dañu émerger kenn ku ci nekk ci li nga nekk ci loolu ngay jàpp ñu dem jëliwaat sunu élément rubrique bi nga xamante ni moom lañ ciy toftal muy gastronomie jël ci waat incha allah. asalaamaaleykum maa ngi leen di présenté plat bi ñu war a def tey mooy côte de veau posaski li ñuy soxla éléments yi ñuy soxla léegi dañ soxla fii viande hachée danañ soxla persil haché dañ soxla ail danañ soxla sel ak poivre ak oignon sapelure dañ ko soxla aussi dañ soxla herbe de province yi ak œuf dañ soxla tamit crème fraîche bi ak pain de mie bi yëpp dañ koy soxla pour mélange viande hachée bi léegi dama leen di won nu ñuy présenté kii bi damay soxla sel damay def poobar ma jël sama ail écrasé ma râpé sama ail def si léegi damay mélanger yëpp ma jël sama pain bi dama koy trempé ci meew bi dama koy trempé ci meew bi ba mu kii après dama koy essoré dindi ndox bi ba ndox bi dañ ndoxu meew bi léegi ma mélangé ko ak kii bi pain bi viande hachée bi la def nañ ci sel def nañ ci poobar def nañ ci ail def ci herbe de province yi ak un peu de persil yëpp def nañ ko ci biir léegi buñ paree ci mélange bi xool assaisonnement bi ndax sel bi saf na am saful ok c'est bon sel bi saf na léegi dañ koy jël def ko comme genre forme côte de veau comme côte de veau posaski lañ wax comme côte de veau posaski lañ wax léegi forme bi dañ koy def comme genre forme côte de veau buñ ko aplater nii ba mu baax léegi dañuy jël benn os ñu dugal ko ci biir waaw lii après léegi am nañ forme côte bi léegi am nañ forme côte bi comme ça nii dañ koy après dañ ko def panure à l'anglaise panure à l'anglaise bon dañuy jël dañ ko def ci biir nen bi ñu def ko ci nen bi nen bu ñu doon badigeonné léegi ñu def ko ci def sapelure bi ñu defee sapelure bi comme ça
léegi ñu teg suñu plateau ah bu ñu tegee suñu plateau bàyyi mu reposer à peu près 5 ou 10 minutes ah suñ paree léegi ñu jël suñ friture bi teg poêle bi ci huile bi saaf ko li ci des moom mooy teg ko ci huile bi saaf ko. bon léegi ñu ngi jël kii bi côte de veau yi dañ koy saaf léegi ci huile bi huile bi nag dafa war a tàng ndax cuisson bi warul yàgg ci kaw diwlin bi sinon après day noircir warul dooree de doon ndax après terminé biñ koy terminé dañ ko war a dugalaat ci four bi mu gën a dooreel couleur bi def nañ ko ci plateau bi def nañ ko ci plateau bi léegi dama koy dugal ci four bi mu doore tuuti léegi dama koy bàyyi ci four bi 10 minutes rek la war a def ci four bi ndax waru cee yàgg comme déjà blanchiroon nañ ko ci huile ba pare cuisson bi du yàgg sauce bi lañ koy accompagner sauce bi démarrage bi fond brun la ñuy defar fond brun buñ ne fond brun yaxu yàpp bi moom lañ jël démarrer ko ak matière grasse huile la wala beurre nga def sa tomate concentré suer ko après nga def sa tomate concentré def singer ko un peu ak farine dañ koy singer ak farine léegi bàyyi mu réduire buñ bàyyee fond bi war na bax au moins maximum 1 heure de temps la war a def fond bi léegi buñ paree ci fond bi ba pare dañ koy passé au chinois dindi carcasse yi yax yeeg yëpp léegi ñu jël oignon yi ak champignon yi mu ngi nii oignon yi ak cornichon yi moom lañ ci def léegi sauce baa ngi nii defar nañ ko ba pare sauce baa nekk nii léegi pare nañ suñ côte de veau yi dugal nañ ko ci four bi ba mu génn moo nekk nii léegi dañuy dem ci wàllu dressé bi sauce baa ngi nii décoration yaa ngi nii pomme yaa ngi nii li mooy pomme mousseline yi d'abord dañuy jël pomme mousseline yi on va le travailler comme ça pour am benn forme boule ni lañ koy dressé léegi ñu def suñ sauce bi moom mooy jiitu nag un peu de sauce après ñu jël portion bi teg ci def suñ décoration toujours comme art la dañu war a décorer assiette bi tout le temps léegi maa ngi leen di souhaiter bon appétit client bi maa ngi lay ñaanal am na solo waa régie ñu ngi jaajëfal côte de bœuf boobu neex na lool xam naa lay pay mi ko dégusté woon war nañu wax saveur yi ci nekk. non man waxuma neex bi mais li si neex mooy plateau bi dafa mag dëkk mën a lekk ndaw dëkk mën a lekk. présentation parce que présentation bi dafa non seulement dafa rafet. mais côte bi ñuy jël wal ko ba nga xam ne viande hachée lay doon ba pare ñu jox la ko forme côte defal la si purée ba pare defal la si ay légumes yu ñorul mu nekk tomate ak kii bi. oignon vert bi donc ça veut dire que yëf bi moom macha allah. sauce bi ko accompagné. waaw sauce bi nag on dirait que dafa mel ni lu xaw a genre soupe la lay jox. genre soupe la lay jox. en tout cas xaw ma kan moo demoon. tournée ji élève da koy capp wala da koy kii noo ko defoon bi nga koy dégusté. non dégusté wu ma nag moo tax ma ne. xam naa mayte mi dégusté war na xam élément bi lan la kii gastronomie d'habitude mayte moom mooy dégusté li ñuy def. waaw nañ indi ci plateau bi ñu dégusté ko. mais loolu sax la war di def. loolu la war di def mooy war a am indi ko si plateau bi. bu ko defee ñu ndékki wala ñu def añ. waaw man de pané bi moom kii na ma caama loo ci wax. ma lekk su ma ko mosulee du ma xam lu ma ciy wax. waaw non nii mosug bët daal laa wax. xool bi nga ci xool noonu gisoo ni saf na kii. man dama bëgg affaire yàpp moo ko mosul laa may paas na paas. laa may paas. kon danga koy paase daal. aywa man naa ci benn waaw ñun mos nañ ko suñu bët gis nañ muy pané ni mu mélangé mburu meeg yooyu. man lekk waaye comme reste kii di xalaat lekkul xel de xanaa. ñuy def yi ba pare teg fii. awa mu dugg affaire four encore. en tout cas xam naa ni moom riche na en vitamines. parce que viande déjà mi ngi ci am na ci pomme de terre. moom la def purée bi. def ci ay crudités. boo ko xoolee di nga xam ne riche na te comme li laay wax rek xale dina ko mën a lekk mag également dina ko mën a lekk. léegi kay li des kay mooy. xam naa ni moom maître dañ koy indi rek teg ko fii suñu wet. mu koy defaree fii bu paree ñu koy dégusté fii parce que tamit xool nii rek moom. en direct du mën a neex daal baax waaw na ñëw suñu wet. laay nañ koy créer di ko def fii. waaw
face à face. face à face face to face. ñuy déguster du mën a expliquer sénégalais. xam nga nag ki lekk tournage bi ki lekk xaw ma kan moo demoon tournage xaw ma kan moo lekk mais mën nañ ko nangul ndax tournage yi day metti gis nga 5 minutes yi ñu lay tegal. en tout cas jour tournage lay jël mi ngi défendre cause am de. yow léegi nga fay yow ñu nga ko mayta léegi yaa ngi koy plaider. non dama xam li mayte di rek ci tournage bi. avocat du 2 minutes bi ñuy teg. journée wu tournage lay jël après nga am problème mu montage. waaw léegi nag donc kooku bu lekkee mën nañ ko bàyyi léegi pour noppal la montage beeg tournage bi nañ koy def ci plateau la moo xam ne def fii rek mu nekk direct. waaw en tout cas gis naa ne du plat bu jafe. ci préparation bi. ñoom awa ñi bëgg a bégal seeni alaaji yi mën nañoo jël note incha allah ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi. parce que léeg-léeg pour changer li nga xamante ne. c'est vrai man de dinaa ko togg sax ndekki xam naa. changer routine waaw effectivement. wala sax sa papa yi borom kër wala kii. waaw neexale ko ndekki suba teel bu tàng. lu am solo la comme que laay nee na mag mun na ko lekk. ci tey mun na dama xamee dama xaw a ñam. gis mu nooy gis nga ni waaw ok waaw bien assez la. sama yaay moom xam naa tey saareen yi dañ koy baax. moo tax bëgguma ci wax Matar Sarr bu ñëwee nga du ci wax. am na solo daal. et surtout bu ñuy jël li nga xamante ne mooy recette bi pour que am na solo dina baax léeg-léeg dina defar akuk ànd ci biir néegu sëy. am na solo kon mi ngi noonu yekkal nañu leen ko yéen téléspectateurs yi. leen ko yekkal dëgg sa baara dégg naa ko dégg ngeen ko yéen soxna yi. jël leen recette bi ngeen bind bu baax nag te dee leen ko koy taajal ndékki. waaw nañ def kay suba de affaire bu baax na xam naa. nañ def transition dellu si waat waaw man de ndékki laa koy tegal rek xam nga rek mu am bu baax. dem ndékki incha allah ci kàttanu yàlla ñu jël. bind ko ataa ndax kooku décembre déwén lay ñëw. am na solo jërëjëf waa Régie di ñu ñëw ci dugg ci thème bi nga xamante ne moom la ñu yëkkati tey fas yéene ko waxtaane muy taxawaayu waajur yi ci doom yi ci biir kër yi le rôle des parents. gis nga nag waajur yi fi mu toll nii kenn ku ci nekk war naa taxawaayam bu mot sëkk ndax dañ ne waajur wu ne sàmm nga te kenn ku nekk daañu la laaj diñ la sàmmala woon ana naka nga ko sàmmee seen taxawaay yéen waajur yi ci njaboot gi. damay faral di wax ni manifestation yi nga xamante nii di am man sañ naa wax ni sama doom du ci bokk. ndax am na fu ma jaar ak moom kon waajur wu nekk bu defee noonu rek am naa yaakaar ni yàqu-yàq yi am ci jamono bi dina wàññeeku mbay si say om nag mbokk yi démission bi métti na te dara waralu ko lu dul ñun waajur yi ñoo démissionné ndax am na lu bëri loo xamante ne dañ ko bàyyi gone yi te xale boo ko bàyyi ak moom bakkanam rek lay xam lay fay. damay kontaan si thème bi parce que dafa nekk thème boo xam ne ñëpp dañ si laalan parce que diine dafay ñëw mu ne la doom waajur bu si nekk sàmb nga kon yàlla moo xam li tax mu dénk la njaboot gi pour nga sàmm ko. société aussi jox la responsabilité des parents pour l'éducation de leurs enfants. tey jii nag ñu dollu foo xam ne dañaa réer. lu tax ñu réer maanaam mag ñi dañuy mel ni ñuy wut capitalisme maanaam di wut xaalis. wut xaalis ba fàtte seen rôle premier te nit ki rôle am premier mooy lan bu amee ay njaboot mu sàmm ko mu nekk si wàllu diine mu nekk si wàllu société. Olof dafa faral daan léebu naan doom jàngaaniwul nday jaay sëriñam donc ça veut dire que le père de famille il est là en tant qu'autorité de la famille mais yaay mooy yar yar bi nag lan la yar bi mooy il faut savoir nga jox nit ki déjà joom da nga koy wax jox mu jomb am lu mu jomb mais aussi nga amal ko temps il faut toujours nga am temps pour sa doom ba xam am na ñoo xam tey seen doom bu ñu nekkee si lu neex xam nañ ko bu ñu nekkee si lu naqari xam nañ ko seen lépp la ñu xam léegi nag doom yi tamit foofu ñu delloo rôle boobu noonu waajur yu yoroon mooy la relation de confiance parce que doom mi ngi amee sécurité lu dul si biir yu waajuram c'est pas pour un rien gis nga man damay jékki-jékki li defaat lecture de la société ma ne mag ñi bu njëkkoon peut-être jànguñu woon école mais amoon nañ ay relation amoon nañ nu ñuy yaree parce que bu ñu daan wax naan xale mënul gën a weesu sécurité si ndiggu yaayam ba boo yoree doom bu ndaw ñu naan laan foo tourné dee ko boot ñu indiloon ñu heure yoo xam ne c'est des heures yoo xam ne xale bi waajur bi daf ko waroon di téye si këram mu nekk après tisbaar muy njolloor mais tamit après timis da daan am heure yoo xam ne xale yi dañ daan toog ñu leen di léebal léeb boobu foofu lañ leen daan joxee moral yi moytul lii bul def lii jombal lii doomu diw nga doomu lii na
léegi nag tey jii ni problème boobu noonu moo am parce que boo xoolee li ñu titré rôle des parents dans l'éducation des enfants parce que éducation bu ñu nee éducation maanaam yar ak yarin gis nga sa waajur dala daan yar mu xamal la ne kii sa ndijaay la kii sa bàjjan la kii sa tante la te ñooñu ñëpp ku si nekk dafa am autorité si yow ku si nekk daf la war a yar ku si nekk da la war a jubbanti mais bu ñu dee parents yi du foofu rek mooy parent la famille africaine elle est large parent dafa am wàllu néegu ndey am wàllu néegu baay dëkkandoo yi bokk si parents yi mais aussi éducateurs yi ñi nga xam ne dañ doon jàngale si école yi ñooñu ñëpp c'est des parents ñoo xam ne dañu war a jël xale bi jàngal ko ba sàmm ko tegal ko des garde-fous ba mu xam ne lii moo ko war a def lii waru ko def tey jii nag démission dafa am parce que lan dafa am leneen lu ñëw ñu bëgg ñëw à la modernité ñëw à la modernité weddiwuñu ko parce que àdduna day évoluer mais boo bëggee ñëw à la modernité tamit bul tere nga xamal sa doom moom mooy kan lan la war a def lan la war a jomb parce que gëm naa ne cadeau bu gën a rëy bi waajur mën a jox doom mooy nga jox ko une bonne éducation mooy éducation ouais, avec juste raison Sama xale yaa ngi noonu féetaloon nañu ñun suñu rôle ñun en tant que parent ci seen yar waaw maman Marie xam nga man damay dégg tout le temps ñuy wax ne parents yi dañu démissionné waaw je ne suis pas d'accord naa sa doom rek nga bëgg mu gën la loo safaanu bëggoo sa doom safaanu dëgg la da ngay gis góor goo xamante ne day tox cigarette day def nag su dul noonu waaye bëggul mukk doomam def loolu jigéen nit la même chose da ngay gis jigéen boo xam ne nag su dul noonu waaye bu sañoon doomam moo fii gën xam nga laay daf ko wax léegi mu ne famille ñun suñu famille dafa large mais léegi ban xale moo dëkk moom ak ay bàjjenam ak ay tanta ak i xanaa nga gën a Dakar léegi kër yu mag amatul da ngay am jabar sax foofu lañ commencé nga dem doom bi bu màggee moo bonam rek ñooy màgg ci kër gi ak télé bi mais bu njëkk ba ñun si kër gi ngay màggee doo wax ak sa yaay sax doo wax ak moom am na koo xam ne mu ngi ci kër gi bàjjen boo xamante ni wala magu papa boo xam wala magu yaay boo xam mu ngi ci kër gi nga xamante ni kër gi moom dañ ko ragal kooku mooy joxe ordre yi nga xam ne su la waxee sax dalay woo rek nga xam li mu la bëgg a wax wala mu xool la nga xam li mu la bëgg a wax mais léegi sa doom da nga koy woo sax wax ko ci liyaar ko mu ne yaay waaw parce que déggul liyaar bi parce que xale yi déggutul xaw ma la moo tax génération bi dégguñu mais nit sa yaay bu daan xool wax la rek bët day wax wala gan ñëw wax ak yow sax day wax nga xam li mu la wax mais maman Marie loolu amatul dëgg la ba pare ñun léegi defe naa dañoo nasaraane ma waxati ko doom sañoo koy tegal fii soo xëy ñu ne àddina day dox ñoom am nañ ay yaay ay papa yoo xam ne mooy yi fii mooy yi ci la seen tante seen yaay nekk ñooy seen yaay ñooy seen bàjjen dañ naan ñoom la ñu ndeyale seen loo bëgg a xam foofu nga koy seet te bu njëkk ba maman Marie même boo xale ci jigéen sax boo gisee sax baax dañ lay wax dama nga seen mun la nii ngay def nii nga war a defee nii nga war a tooge wala ne la nag nekk nga yaa ngi jëm si nag ci jigéen nag léegi jigéen nga mais dese na la nii nga war a def mais loolu amatul léegi parents yi démissionné wuñu de démissionné wuñu ku ne bëgg nga sa doom gën la léegi lan moo tax kon rôle bi ñu doon joué ñun en tant que parent ñu koy joué ba léegi ci xale yi ndox mi ñuy naan Lac de Guiers nga ko bëgg a ji ummi da ngay de damay laaj ndax Lac de Guiers la ko bëgg a ji parce que boo ne ndox mi wala maman kan nga gis mu bëgg doomam nekk safaanu non amul gaa mais c'est quoi xoolal ku ne sa doom nga bëgg mu gën la gis nga da ngay gis xoolal dafa am sama dama mës a dugg benn mais qui aime bien châtie bien man gëmuma mais éducation àndul ak am na ñoo xam ne mosuñu door doom waaw du sax dóor doom yar du sax dóor mais dóor aussi je veux dire dina am ko daal sanction éducation punition lu foofu laa bëgg a wax man fu la laay gis nga am na kër goo xam ne ma fay fréquenté kër goo kenn fa fanaan sax ndax ku ne sa bopp nga ne mais gis nga xale ya fa nekk man dama naan ndax ñii ñi ñoo leen jur wala ñii fii leen juddoo yow boo amee 9 ans 10 ans sax ci ngay bàyyi école mais yow yàlla teg moo tax ma ne yàlla mooy jubal nga gis ñoo xamante ni seen doom dugg ak waslu kii xanaa kala yi naam ne fa koo xam ne nga une semaine doo gis sa yaay mu ngi ci biti bu ñëwee indi la loo lekk indi la lu bees demaat yow nga màgg teg soon saata mus nekk kilifa yor loolu lu la ko may
mooy base bi mooy fondement bi. moo tax man foofu laa gëm waaw problème gis nga dañuy bañ nag ñu ne yàlla bàyyi ko ak yàlla d'accord loolu la ñuy bañ waaw Maman Marie nee naa lépp xoolal da ngay judd fii léegi sa papa nekk gendarme di la sanctionné boo defee lii ma def la lii mais teewul yaa gën a ñàkk ñu Ismaïla Yacine ni ma yàlla ba turu jàmbur la awa bala may ñëw ci yow pour ñu xamaat éducation du dóor du xaste du saaga li ma la wax diplomatie la am na xoolal maman pour man dama jàpp ni yar aar la dañ daan tëdd ba guddi yëpp nga jóg ñu yee la tey de defoon nga li waaye bu ko defati lii du sa cër bi nga génnee heure bi nga ñëw loolu du sa cër doomu nit ku baax yedd la lii mooy cëram boo gisee loo rus ak loo jom dugg ci li nga rus ndaxte jom dafa am ak fi nga bokk damaa bëgg nga doxalee nii ak nga doxalee ne sa yaay de te loolu sax sa yaay du la ko sa tànta la koy wax fekk bëggul sax sa yaay gis ko xam nga ni da def data yaay du ko yëg waaw xam nga bu fekkee gis yaa ngi gis sa tànt ba di gis sa tànt mais léegi jamono yi fi nga toll ni wax mi ngi échegee ci fi nga ne dëkkatuñu ak parents yi gisoo yaay gisoo tànt gisoo bàjjen yaay waxul papa waxul maam waxul yaay waxul kenn waxul ana kan moo lay yem balaa awa di kii ma dugalaale foofu benn question parce que dañuy wax si éducation te c'est très important oustaz Mohamed gis nga si diine kan moo war a yar parce que bu ñuy wax éducation te yaay yaruwul papa yaruwul doom nan la mën a yaroo famille nucléaire si temps sallallahu alayhi wa sallam am na ku ko indil sama doom ne ko dama bëgg nga yaral ma ko mu ne ko trop tard na à chaque fois muy kii maanaam yar bi si tànninu yaay ji la waaj doom dañ koy waajal foofu noonu aussi faw nit yi parce que on a beau gàncaxu sën daal sën bu dellu sën wàcc na doom dañu koy waajal d'après bu ñu ko déggee dañ koy waajal kooku ca tànnin bi la ñuy wax tànnal boo bëggee jiw bu baax da ngay tànn boo bëggee doom ju baax wala boog meññit bu baax da ngay am jiw bu baax am suuf su baax boo amee suuf su baax am jiw bu baax boo ko jiwee rek meññit bi dafay du def lu dul parfait waaw parfait nag yàllaa ko moom mais am na ñoo xamante ne yàlla dénk na leen ko ci seen sabablu aw yombe ñun waaw parce que suñu éducation ñun suñu rôle dañ koo defee dégg actuellement ci gone yi rôle bi ñu am ñun en tant que parent dañ koo defee dégg pour man li ma yaakaar bu ma ñëw naa ko argumenté pour ñu comprendre parce que yaa ngi wax sa donc ni nga ne actuellement nga teg ko ci contexte bi parce que bu ñu xoolee ñun suñu yaay ci condition yu ñu yaree wala li ñu leen yaree nekkoon en famille bu parent bu papa beeg yaay ji sax ñi la jur bu fekkee amuñu ci yenn autorités yi ñi nga xam ne ñi nga ñooy dëkkal ñooy say bàjjen say ndijaay say maam ak yooyu noonu dañ lay yar mais ñu jóge ci contexte boobu dem ci li nga xam ne léegi ku am sa soxna yaa ngi ut appartement ñu demee ci appartement yi papa bu xëyee dem liggéey yaay xëy dem liggéey ñu wàccal ak kenn koo xam ne moo lay yor toute la journée kooku noonu xamoo leen ban façon éducation la am xamoo leen nan la mel lan mooy jikkoom kooku ngeen di bàyyi mu yaral leen seen doom mooy nekk moom journée bi yëpp da ngay gis des fois dina nekk ak xale bi sax bu juddoo ba muy màgg ba dem ba dëgër même personne bi moo koy yar moom lay xam yaay ji bu ñëwee wàcc na guddi sonn na lan lay def xale bi ay 30 minutes lay am ak moom parce que day nelaw après mu dem tëddi ana bal moment la yaay ji di yar doomam te ni ñu ko waxee yaay moo war a yar papa mooy nekk ni ci kër gi moo war a am autorité bi mais yaay ji moo war a jël li nga xam ne mooy responsabilité am yar ay doomam jox leen éducation bu baax léegi nag bu fekkee yow xale bi dem na ba màgg yaroo ko defoo ci moom yow la nga bëgg a jikko ju baax bi nga xam ne moom nga bëggoon mu am bu demee ba dëgër yaa xayt foofu mën a too fa daal parce que garab ca ba muy nooy lañ koy jubbanti mais munoo bàyyi ba mu dëgër ba nga xam ne béy woy na muus nga bëgg koo jubbanti fekk foofu c'est trop tard nga ñëw léegi mbedd bi bu njëkk ba koñ yi sax dañuy yar koñ yi sax nit ñi fay nekk dëkkandoor yi dañuy doon ay parents maa ngi jéggal mais léegi koñ yi kan moo ñeme dóor doomu diw kan moo ñeme waxuma sax dóor kan léegi ci koñ bi ngay jël doomu diw romb la nga ne ko kaay boo fi defatee lii wala boo waxee lii wala boo jëfee nii mu dem nettali ko yaayam ñëw ak si la léegi loolu nit ñi dañuy dëkk léegi doon ay dëkkandoor mais dañuy mel ni ay étranger ku nekk da ngay méfier ku nekk yaa ngi sa biir kër toog doo xool doomu jaam éducateurs yi pareil léegi école yi kenn ñemeetu fiy dóor kenn ndax léegi ku fi dóor kenn ñu porter la plainte mais foofu y a deux choses parce que ñi nga xam ne léegi ñoo waroon yar xale yi nekk ay éducateurs nekk ay exemple ñoom tamit dañu faillir ci seen mission parce que léegi bu fekkee léegi ñoo leen waroon a yar ñoo jaxasoog xale yi bu fekkee ña leen a waroon a yar ñooy sàkku xale yi bu fekkee ña leen a waroon a yar ca école ba ñooy doxalee neneen kon ñooñu tamit mënatuñu yar léegi fii ci àdduna bi fii nii
ci réew mi pour nga yar fi léegi doom dafa c'est très difficile moo tax il faut que parents yi démissionné bu ñuy wax foog ñu dellu siwaat mën a xam ne doom sàmm la dañ la koo dénk lépp la nga xam ne la war ci moom yaa ko war a def même bu fekkee sax yaa bi parce que il faut que ñu liggéey tamit ngay wasul sa àq parce que quand même il faut ñu liggéey parce que dañu nekk ci mondialisation léegi benn loxo yoratul kër bu góor bi defee fokk jigéen ki jàppale ko mais tamit il faut ñu xam ne tamit suñu ay doom ñun ñoo leen war a yara suñu bopp ñu def sacrifice def seen ay devoir rawatina léegi nag bi nga xam ne moom portable yi ca WhatsApp ba mu yegsee keroog rek maa ngi dégg benn waaraatekat di ko wax naan WhatsApp moom daa yàq dëkk bi ndax bu papa nekkee fee di kat ci kenn xamul ko muy waxal boo waxee teet yónnee ko yaay ne fële xale yi sax yor ay tablette di foo bal waxtaan moo fa am ci biir salon bi ak ba yar dootul am kenn du déglu kenn du déglu kenn WhatsApp sax lañ koy tuddee WhatsApp waaw noonu WhatsApp noonu laa ko tuddee noonu laa ko déggee gis nga jamono yi Mohamed li ma jàpp li tax éducation bi échec ci sama gis-gis bala ngay ñëw ndax dama bëgg nga indi ma diine lu mu indi foofu te xam nga bu diine wax ji dafay ferenkulaay dafay ndax képp tax dootul toxu ndax mooy dëgg jamono bi ñii ñun parents yi dañu jàpp ni école la xale bi war a yaroo ba tax na ñun li ñu waroon def bu doon 50% la ñuy def mooy dañuy xont wala dañuy dundal parce que noonu laa ko tuddee dinañ ko jox mu lekk dinañ ko jox mu naan ñu ngi ko assuré dëkkuwaayam bi leneen lu nga xamante ni moo waroon ñàkk xale bi pour éducation mën a dëgër dañ ko bu wax école te école man dama jàpp ni dañ fa war a jëlee xam-xam beneen bi ngi des aussi dañ ko joxaat mbedd mi parce que mbedd mi dafa am poids ci xale yi actuellement mbedd mi li muy yar moo ëpp ñun li ñu yar suñu ak tayal nag mënu ko yóbbee yow yaa ngi wax sànq ni war nañoo liggéey ok war nañu liggéey ak lu mu xat li ñuy wax ni cin lu mu xat xorom xeet na ci xanaa doom suñu dogit la ñun ñoo ko indi fii ci àdduna yàlla si ñun la ko awale war nañu jël waslu ak le minimum mais am na fi parents yoo xamante ni duñu dundal duñu solal duñu vérifier seen doom ci lu mu nekk lu mu dugg lekk naam lekkul non li caama doon wax léegi pour affaire dóor moom amatul parce que ONG ya fi taxaw kenn sañatul yëkkati sa doom dóor boo dóoree ñett ñu kalaame la mbaa ñu jël si la xam naa des na tuuti ñu commencé def comme assistance sociale yi ñuy def ci bitim réew kay sañatoo am na yu fi nekk yu tere pour ngay dóor xale bi moo tax sax jàng bi ci kër gi dafa ci mbedd mi ci jàng bi ci école bi dafa am léegi fu maître bi di yem wala fu maîtresse bi di yem ndax sañatuñu sañ-sañ boobu ñu ñàkk ci xale yi moo tax xale yi ñu mel ni ñu mel parce que xale bu tiitu ragalul Mohamed parce que xale xamul yàlla comme ni ñu koy waxee. xam na yar xamul yàlla. xam na yar voilà bu ragalul nag tiitatul xale boo xam ne dootoo ko wax ci biir bët. napp ko ci bët mu faale la. xale boo xam ne dootoo firi bakkan ba mu xam lan mooy. firi bakkan xale boo xam ne dootoo ko boo ko ñoppatee mu ne ay yaay looy def nii. te bu njëkk ba dañ la daan nopp nga xam liñ la wax. waaw jëlee liñ la waxul Mohamed fan la affaire bi lëjee. ndox lu ñu munti wax. mooy waajur yi ñoo démission. am nañ ci part. du amul part de. ñoo ko moom de. kon jeex na dañ ko wax te dund. mama yàlla subhanahu wa taala dafa am nu mu tëralee adduna bi. dafa am yoo xamante ni dañuy wax ne hadihi sunanun kawniya. lii yàlla subhanahu wa taala laa yuxaabi fihi ahad yàlla du ci neexal kenn. mi ngi noonu. wala du ci beral loxo kenn. daf kaa teg 1 + 1 = 2. ku indi 1 indi beneen 1 da ngay am 2. hadihi sunan kawniya laa yuxaabillahu fiha ahad yàlla subhanahu wa taala doxul kii ni yàlla noppi na. professeur bi dañ ko ubbil classe. ñu dugal ko pour mu jàngale. waaw. mu am élève ñëw ba ci biir. génn bàyyi élève bi ci biir classe bi bëgg ñu am résultat est-ce que dina am résultat. non duñu am résultat. waajur yi yàlla da leen a ubbil classe. muy kër gi ñu fondé. ñu defi stage 1 mois 1 an yàlla xool bi ñuy ànd ñoom ñaar mu ne xaaral ma jox leen élève. doom sosu ñëw. bi doom bi ñëwee ci biir école bi. ulee ñu taxaw ñu jàngal ko ñu génn dem uti leneen ba pare bëgg ci xale bi ci élève bi pour mu joxe résultat xale boobu mënut a joxe. li nga xamante ne résultat. et ce qui est malheureux moo di ne ci site anam boobu la ñu toll.
papa day joxe ay principe mais yaay mooy yar pour principe yooyu mun a nekk ci doom waajur su xamul sensu éduquer tarbiya yar munu koo def ci doomam lan mooy yar yar mooy ensemble doxalin ak comportement yi nga xamante ni mooy tax ci doomu aadama mu mun a nekk nit bañ a nekk rab mooy valeur yi ñuy def ci biir doomu aadama pour que mbote bi muy juddandool ci kër gi ci benn fan mbote boobu tëbinam di daw te moom mi juddu munagul def loolu parce que yàlla dafa bëgg ay étapes yu ñuy jaarale doomu aadama pour mu mun a taxawee mission bi taxoon mu ñëw ci kaw suuf sa doom boo ko comprendrewul li ngay yar soo ko comprendrewul munoo def ci moom luy tax mu jëriñu il faut que ki war a yar doomu aadama yàlla subhanahu wa taala dafa indi doomu aadama pour mu wuutu ko ci kaw suuf bi mu ko wuutoo ci kaw suuf nag mu indi ñaar ñoo xamante ne ñoo war a def ci nit mu jëmm jooju luy tax mu mun a mérité wuutu yàlla ci kaw suuf mu nekk waajur bu góor ak waajur bu jigéen suñu comprendre li leen yàlla jox dina am fu ñuy fayiree pour def ci jëmm jooju luy tax mu mun a jëriñ suuf jëriñ boppam jëriñ ki nga xamante ne mooy servir ki nga xamante ne moo ko fi tax a ñëw soo ñëwee ci téere yarkat yi ñiy jàngal dañ lay wax ni nit dafa am lu mbir yu ko composé pour mu mun a jëriñ ci kaw suuf faaw mbir moomu ko composé lu ci nekk la mu laaj nga jox ko ko su fekkente ne am na loo ci bàyyi joxoo ko la mu laaj rek bis dina ñëw dina doxalin woo xamante ne la mu ñàkk feesal ci li manqué moom mooy feeñ nit ku ko wax jëmm la koor la ak esprit ak li nga xamante ne mooy xalaat xel bi ruu gi jëmm gi waajur bi yar su xamul besoin bi doomam soxla ci wàllu xel ci wàllu ruu ci wàllu jëmm du tout le temps xale boobu du mun a doon ku société am di jëriñoo du mun a doon ku penc mi di jëriñoo et ce qui est malheureux moo di ne waajur yu bëri jëmm ji la ñuy gën a bàyyi xel li mu soxla du ñu bàyyi xel xalaatam du ñu bàyyi xel ruuwam te xel ak xalaat mooy tax doomu aadama nite du lekk ak naan bu doon loolu kon yeneen bàyyi ma yëpp doon di nga xamante ne mooy seen xel di xel léegi nag problème bi pour man moo di ne waajur yi ñoo xamatul sensu éduquer lan mooy yar du yuuxu yar waxtaan la waajur bu nekk bu ñuy seetaan na daaj boppam kañ laa mujjee toog ak sama doom waxtaan ak moom yàlla subhanahu wa taala ci alquran dafay citer benn aaya benn ay verset benn chapitre passage ci alquran di wane comment éduquer nan la ñuy yaree dafa wax ni wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim pour wane que ni Luqmaan yàlla muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey dinaa la jox modèle éducateur boo xamante ne dafa yaroon doomam mais nii la ko yaree woon bi ci njëkk moo di ni dafa wax ak moom dialogue waajur yu bëri il préfère frapper que di wax te premier moyen ci wàlluk yar mooy waxtaan ak ki nga nekk mooy dëgg xale doomu aadama la mais ay atam moo néew mais lépp lu nekk ci yow mu ngi ci moom da ngay wax ak moom di ko jéem a convaincre malheureusement ñun suñuy yar du ñu dem ci état bu convaincre mais état bu force damay voyager benn bis ma ànd ak benn ku jigéen muy nekk ak doomam ci cette place bi xale bi génnee loxoom yaay ji dóor ko ne ko dugalal sa loxo ci biir oto bi xale bi dugal loxoom daal di koy génneewaat yaay ji dóoraat ko ma ne xale bi reeta ma muuñal ko ne ko soo génnee sa loxo ci biti oto buy ñëw dafay fel sa loxo day damm te boobu da ngay gaañu xale bi téye loxoom ma ne yaay ji yow yaa ngi koy wan ne yow yaa ko yilif quoi et malheureusement nous les Africains yilif dañuy wan suñu doom ne maa la yilif defal kii au lieu que nga wax ak moom gii nii
xoola yàlla subhanahu wa taala bi muy wax Luqmaan wa huwa ya'iduhu waaz mooy waar waxtaan ki ngay waxtaanal utiliser terme ki yërmaane ba mu xam ne yow li nga koy wax intérêt la pas benn pouvoir bu ko supérieur bu ko tiim di joxe ay ordre pour mu exécuter ko kon bis bu ko ki ko supérieur bis bu fi nekkul du utiliser li nga xamante ne mooy raison pour xam ne lii la war a jur moo tax yàlla subhanahu wa taala jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam modèle éducateur boobu mais nag mu wax ko fan la ñuy kiiwee ku nangul yàlla lépp lu nekkaat ci kaw suuf da nga koy nangul malheureusement nag waajur yi defaruñu relation wu seeni doom ak ki tax ñu ñëw fi moo tax xale yi bu ñu génnul gisuñu ku ñu rus duñu bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala moo tax ma ne yar aar la aar bi mooy da nga koy jàng dégg ko sa doom bu nekk ak nuñ koy yare am na doom yoo xamante da nga leen di xëbal am na doom yoo xam da nga leen di napp am na doom yoo xam da ngay waxtaan ak ñoom waaye am na doom yoo xamante ne da nga leen di ñaax yow doomu diw en tant que diw moo tax dellu siwaat suñu ay valeur fii dafa baax fii Sénégal parce que nit ki boo ko xamalee moom mooy kan yow fi nga jóge yow yaay kan ban famille nga bokk li nga jomb li nga sañ ak li nga sañul ak li nga bëgg ci moom xamal ko ni ko man yaay sama yaakaar man yow yaay sama gàcce yow yaay sama nangam mu xam loolu day moytu yu bëri parce que mag ñi foofu la ñuy rawee woon mais léegi dóor rek yuuxu ak saaga ak gëdd comme ni ko Mouhamed waxee jaay force ak doole am na ñoo xam ne sax am na surtout ma jigéen ñi waaw jigéen ñi sax mënatuñu dootuñu dóor xam nga ñun ñooy yaay dootuñu dóor gis nga sa doom boo nekkee moom déggoo man la mag ñi man gis naa sax ñoo xam ne ba léegi sax guddi la ñuy yee seen doom wax ak ñoom mais dama foog defe naa xale yi ñu amatul dégg-dégg jamono bi nag dafa xale yi ak comme niñ amatuñu dégg-dégg ndax yow sa yaay bu man sa yaay am na ñoo xam ne jël seen doom ànd ak moom ba géej ba gis naa benn fois dafa doom doon def nag day ànd ak moom ba géej toog waxtaan ak moom waxtaan gis nga nit rek la mun doon li mu xamee wax léegi soo ko waxee fi nga bokk ni nga war a def nga même bu ko bàyyiwul sax dina am lu wàññeeku ci moom ndax ñun gor bu ne gor rek la ku ne mu gis boppam mari ba yow aw ba yow fi nga bokk yow sa yaay ni mu sëyee ànd ak sa papa nii nangam saa ngeen def lii yow nga bëgg a ju def safaan bi sa yaay di nii yow boo toogee sa bopp sax ba xool sa yaay sax di nga ni naa def xamal ko gëmloo ko ndax man lii ñu ma wax naa toogaa man dama mës a gis sama benn doomu xarit mu naan daf ko ni ba mu dépassé les bornes tere bi ma waxee ak moom keroog la gëj a xawal xool ma manaw ak yàlla ci la bàyyee loolu ma ne ko lay la yaa ngi yàq sa pàllax yaa ngi yàq sa liggéey ndey keroog yaay lim liggéey yëpp nga ñëw bëgg bu jël sàngal si sa ndey li mu liggéey ci kaw suuf yàq nga sa pàllax xoolal yaayam ne moom xamul sa lu tax mu bàyyi loolu xam nga dañ naan dañ koy wuti sëriñ ak nañ ko ñaanal ba léegi man moom duñu gisante ci télé bi rek la may xool parce que kooku foog duñu gisante moo tax gis nga nit ku nekk gor nga gor bu ne gor nga gor gu ne gor nga su te gis nga doom yi dañ yërëm seen yaay da ngay nekk ci nga gis sa yaay ni muy sëyee nekk fii ngeen nekk du sëy te gis nga moo tax gis nga kër gu bëri nit dafa baax day may nit jom day tax nga xam jikko yu bëri parce que mun leen fi nekk yéen ngeen nekk ay fukki jigéen kii jur yow nga bëgg a nekk mbaritu kër gi di nga gis sa doom nga ne ah sama mag ji ak sama cousine ni mu baaxee naa jaar foofu ku nekk nit mooy sa seetu waaye léegi xale nag malheureusement am na ñoo xam ne da ngay waar waaye na leen yàlla jubal rek teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim amiin ndax ku ne rek sa doom nga bëgg mu gën la waaw ku sañoon ku ne sa dooma lay moo lay gën sax loolu sax la ñu bëgg effectivement te mère Thiam fu mu waxee dafa am solo parce que waykat yi sax dañ ko way bul yàpp sa palax gis nga nit juddu bu rëy ndeyax baay mais fulax fayda borom dooguma la ñun am na luñ taasu baax ndey baax baay wàcc sa bopp moo ma ko gën a donc faw nit ñi di jéem di baax si seen bopp baax si seen bopp boobu noonu xam nga si lan la nekk si éducation bi te man dama gëm ne xale éducation daf koy màggaale daf koy judduwaale sax màggaale ko maanaam mu nekk liir nga koy gëmal yenn valeurs yi yow fi nga jëli moo sori foofu laa bëgg nga dellu mooy waajal parce que aussi doo ñëw fekk maa ngi koy wax sànq Mohamed gàncaxu sën nga bëgg cee am lu parfait c'est pas possible non moo tax nag ma ne la parent lu jinax luy gas rek lay jur déjà nañ defaraat toogaay boobu pour nekk parent toogaay boobu dañu koy defaraat man te la lay wax sama nijaay waaw mosoo naam soxna soo xam ne maar day taal waaye doom yëpp yoon saata musa xima lañ tegu ñii wàcc nañ alxuraan waxuma sax am ñii am nañ yar ñii daal tegu nañ ci yoon te mu ko jëlee naa ko lay la kii ngay jël loolu duma ko xale waale waaw mais est-ce que li ñu foogoon ci kooku loolu am na parce que parfois nga foog lu amul ba léegi xale yi li ñu mel waajur mu ngi ci am na ci part
yéen mën ngeen yaakaar ne ndaw si ku bon la. sànq dama wax benn mbir. waajur xam nga laay daf ko wax c'est-à-dire texte hadis bi mu wax sànq ne waajur bu nekk sàmm la. nañu dellu si waat ci texte boobu. ci diine je pense bi muy wax sax loolu la utiliser. dane diine daf ñuy wax ne waajur bu nekk sàmm la. nañu ñëwaat ci texte prophétique bi. lan lay wax ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa rajulu raa'in an ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe benn règle générale boo xamante ne yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmmkat bu nekk des na ko laaj li mu doon sàmm. léegi les parents mu xam ku góor ki la ku jigéen ki la sàmm nga lan ngay sàmm. ay xar ngay sàmm. lan ngay sàmm. doom ngay sàmm. kon da nga war a def ci sa biir xel que ne ki la sàmmloo bis dina ñëw dina la laaj la ma la sàmmloon ndax xelam mat na jàngal nga ko ba mu mun a ràññee. ndax def nga ci loo xamante ne moo tax mu xàmmee ma moo tax bu keroog àllaaxira yàlla day woo parents yi ngay jagat-jagat dem aljana di dem pour traverser yàlla ne la tiit taxaw waqifuhum innahum mas'ulun taxawal leen ñoom ñëpp dinaa leen laaj. nan nga yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla amul kenn ku mu sàmmloo lu dul bu àllaaxira dina la laaj la ma la sàmmloo woon naka nga ko sàmmee. mu ñëw mu ne góor sàmm la ci biir këram ci biir njabootam du moins d'une manière générale pour ñu xool terme yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne góor sàmm la ci biir njabootam te ëllëg yàlla dina ko laaj ñu muy sàmm su waxee sàmm la ci biir njabootam y compris soxnaam mu ngi ci doom jaa ngi ci mais mu ñëw nag mu ne jigéen sàmm la ci biir këram bi maanaam soxna si moom mooy yar suñu génnee si biti nag papa mooy joxe principe yi nga xamante ne ñun moom la ñu war a comporter suñu ñëwaatee ci biir kër gi yaa ji di xoolaat li nga xamante ne mooy comportement yi ñu amoon ci biti ndax dëppoo na ak principe yi papa joxoon mais ce qui est malheureux moo di ne actuellement ñu ngi jàmbat la société sénégalaise mais nañu xoolaat ñun parents yi li nga xamante ne moom la ñu jur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dafay wax mu ne li gën a cher ci li doomu aadama am mooy sa doom sidit la ba pare maman fleur boobu dafa am façon pour yow man je me rappelle sama papa du wax dara doom day wax kaay la ñuy waxtaan xam loolu day tax sa doom ubbeeku xam ne mais gis naa waajur yoo xam ne bu duggee seen kër rek gaynde kër gi nekk armée ñu dem bu paa bi génnee loolu baaxul ci kër doom da nga koy ubbeeku sa bopp da ngay ubbi sa doom sa kër sa da ngay ubbeeku sa doom di lay ñime bu ko defee yow di nga koy booy yow li nga def nag nangam sa mais jël nekk militaire sa kër loolu tax na kër yu bëri yàqu da ngay fexe say doom ñu ñeme la pour sa communication ak ñoom mën a jàll waaw message mën a jàll te nga leen di déglu aussi parce que Sénégal fii du ñu déglu xale yi non duñu déglu ordre rek bu ñuy di wax nga ne ko noppil ama pour wax dama ni maa wax xam nga loolu mën na perturber xale ba fekk xam nga wax na ko xale lu mu laaj nga leen bàyyi ko mu wax la li mu bëgg doo xam dara da nga koy déglu ba pare orienté ko mooy éduquer orienté mooy ministère bi ne ci biir kër gi rek ministre yi nekk gouvernement bi ci kër gi waaw gouvernement bi ci kër gi ministère bi enseigner éduquer et orienter waaw loolu dafa nekk si rôle parents yi mais dafa am lu Thiama doon wax mère Thiama doon wax léegi muy ki nga xam ne dañ ko jël sax yaakaar ne baaxul gis nga l'expérience c'est la somme des erreurs yoon bu mag jaar dee bu dekkee teggi ko ki nga xam ne tey dafa am doom même su amee benn vécu dina bëgg li nga xam ne dal na ko si àddunaam doom moytul lii ndax kat lii fii boo fa jaaree lii nga fay jëlee li ñaan ku la njëkk a yeew ne la sàngal si cër jeex na tàkk mais tamit xale yi nañu pare pour déglu nañu pare gis nga dama koy faral di wax léeg-léeg nga gis koo xam ne day wax c'est parti de rien di wax ak awa rek ne ko di nga xam ne gënoo maa réew non waruma ko woon sama réewane parce que tu n'es pas obligé de le savoir man tout le temps c'est ce que je dis su ma amee ni problème mu bëgg ma kii sax ma ne ko tu n'es pas obligé sama insolence ak sama nga xam ko parce que loolu du lu ma war a wane gis nga benn jour dama si doon waxtaan ma ne gis nga nit si biir mbooloo mën na yëkkati darajay waajuram si biir mbooloo mën na xeeb darajay waajuram parce que si biir mbooloo li dina lay def dara nga comporté woo noo xam ne dañ naan kii de yar nañ ko si biir mbooloo di nga def loo xam ne dañ ne kii de yaruñu ko te bugguñu bokk nit bu si nekk buggoo nekk si mbooloo rusloo ki la yar
ba tax na tey jii nii faw ñuy li Mouhamed di wax agir ak suñu xel bañ a agir ak suñu instinct. donc na parents yi xam ne nag yar yombul gis nga même si diine tout le temps damay ñëw si foofu parce que yar dafa ànd ak parce que d'ailleurs sax jigéen ku ko yar ba may ko borom kër am na lu ko yàlla dig donc c'est pas facile donc faw ñu boole si yar boobu noonu dañuy boole di si topp boole tamit di ñaan yàlla jubal waaw ñaan sabablu boole di ñaan yàlla jubal parce que li ngay def rek nga xam mais nit ki boo génnee si mbedd bi xamoo tamit mbedd bi dafa am influence société bi dafa am influence mais yow li nga si mën a def rek mooy da ngay déjà yar ba pare di ñaanal ba pare nag jàng parce que dama gëm ne jàng si éducation la jàngal sa doom si éducation la bokk fexe xam sa doom asalaamaaleykum am na kuy yëngu ci téléphone yi ku baax ki allo salaamaaleykum allo waaw ku baax ki asalaamaaleykum man maa ngi lay dégg bu baax bismillah ñu ngi lay tatagal asalaamaaleykum yokkal baat bi tuuti ñu mën a déggante maa ngi lay dégg sang bi maa ngi lay dégg bu baax waaw soxna si naa la ñoo ngi fi alhamdulilah maa ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla jàmm sedd bi macha allah waaw dafa am tuuti lu may dëggal li soxna maire kii moom wax léegi Sama maire Thiama mooy yar moom damay dégg ci sëñ bu baax di sëñ Samba mu ne ñett moo am waaw ki nga xam ne ku ko yar mu yaru waaw ak ki nga xam ne yàlla moo ko yaral boppam waaw ak ki nga xam ne moom yar mënul ci moom dara dëgg la mais nag du tee sabab am sabab bi ma ngay commencé ci jël soxna ba mais léegi nag na ma yàlla baal jël soxna bi moom lañ tànn tuut dëgg la da ngay gis benn femme da ngay gis benn femme am écran télé bi rek rafet na wala ngeen daje ci ay béréb yoo xam ne sax du béréb yoo xam ne war a dafa tànn soxna dëgg la wala xale bi jekk na rek da nga daje nit ci béréb yoo xam ne du béréb yi ñu war a tànn soxna waaw nga gis fa bëgganteeg moom ba takk ko dëgg la kon dèjà foofu la problème bi commencé waaw loo ci fekk na la lépp loo gis rek ci njëmbat ga la maanaam garab moom ci njëmbat ga la su koy jubbanti ala kulli xaal ba mu màggee ker ga ak doom yi mën laa amal njariñ dëgg la waaw mais léegi loolu moo raté xëy na nag mais lu situation tar maanaam gëm yàlla warut a jóg ci nit te bu gëm yàlla jógul ci nit war na mën a jël temps di yar ak njabootam dëgg la ak taqwa ak ragal yàlla moom te xam ne nit ki yàlla bind na ko ci wërsëg bu pare bi ma nekkee ndaw mu fàttali dama mos a dem ànd sama xale dem benn gàmmu waaw c'est vrai dama toogoon ak ñuy tox allo waaw maa ngi lay teewlu dama toogoon lu ñuy tox biñu ñëwee ne sama maam sama am yi da doon tox maa ngi toog tàgg digg rek mooy leen loolu amul ba nii may wax ak yow waxut ak man mais baat boobu dafa ma marqué ba sama bitig fi may jaay sax du ma jaay cigarette c'est ça ndax respecté kàddu googu mu waxoon te doonte nag amul woon mais comme confiance boobu mu amoon ci man moo tax ndeysaan ok jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ñaanal kenn la jàmm aw yembe waaw gis nga maman yar dafa nekk lu am solo ci parent du dóor ñi ngi koy wax sànq du dóor du saaga mais communication la parce que da ngay nekk ak des fois da ngay gis waajur yoo xam ne ñu am seeni ay doom mais loolu nga dem kër jàmbur rek nga fekk fa benn xale boo xam ne xale bi reewal na ko peer ñi baal ma ci kàddu gi xale bi comme bayu ndëpp da ngay toog sax muy tëb sa kaw ne ca fauteuil ba di rëli boo ñëwee ñiy làmb sa poche di jël sa portable wala may ma man damay choqué daal man bu ma gisee genre nit yooyu parent bi toog comme si de rien n'était naturel yow toogal yow régleel bu si kanamee boo xetu sañu pes la parce que fii nit dem na fi kër jàmbur sax gone pes ko boo ko laajee mu ne sama yaay laa ko tudde mbaa sama sëriñ merci tourbee 10 xale yu bëri nag ñu ngi ci dëkk bi jël yonente bi sax tuddee ko nit naan turba la àttanul surtout Mohamed yi dañoo nekk waa dégg oustaz yi est-ce que lu dañ ko wax si diine ne waxal vie maman Marie ba duñ leen yar balaa buy yeggali foofu loolu bañ demee Saloum Ibrahima daf ñu doon nettali caméraman neen dafa dem benn kër comme luy pour te dire que li ngay wax dafa am réalité la nee na xale bi daf ko jàpp di ko dóor nee na dóor yu saf yoo xam ne xale bu ndaw la mais yaayu xale bee kii nee na xol bi ji xamul lu mu koy def mu jékki rek gis melentaan bu doon kii mu woo xale ba mu ñëw rek mu jël melentaan dugal ko si biir déedéet pour dire que
loolu mu ne ma te moom li ko choqué mooy pas xale bi dóor mais yaay jéngi toog wax ko dóor yu saf yoo xam ne pour dire que dañ koy chérir ba yàq ko dañ koy chérir ba yàq mooy vieux yu ndaw yi vieux Mohamed du Mohamed Khadim Maodo non tur yi sell yi suñu tur yi ñun dañu gëm suñu bëgg suñu ay waajur ba dañu duñu yar suñu ay doom baay la baay moom mu lay saa sa baay la de bala Mama Mari suñu mbokk kaw ni duñu yar doom xam bu awa daanalee nga jox ma ci point boobu xanaa xamoo fii mu yar kaw bi duñu yar doom de am naa maam joo xam ne bu koy doom di saa mu ne sab sëriñ la waaw koy dox fii nag la gën a yàq léegi yow loolu yow yaa ngi lor xale bi yaa ngi lor xale bi parce que man mënuma supporter xale buy saaga ndey des fois da ngay dégg xale yoo xam ne dañuy saaga ndey man damay tiit non mais parents yi nañu xoolaat bu baax nan la ñuy yaree seen doom yi parce que vraiment mais boo yaree sa doom di ko saaga boo koy daan kay toog sax saaga ndey loolu la xam loolu lay xam parce que da ngay gis parents yoo xam ne ñoom seen boppam ñoom ñooy saaga et puis li nga ci xamul mooy xale bi lu mu def neex na la lu mu def neex na la lu mu def xale bu mu des aji bët na waaw sa maam nee na mu seen doom yi def neex na bu des waajaleen ko ñu yóbbu aji bët luy aji bët Fatou waaj lu mu def neex na la moom nee na lu mu def neex na ba mu des waajaleen ko d'accord léegi nag ñooñu nañu xoolal wax Kébémer ñoom Papa Doudou leem wàdd seen kër yooyu maam yooyu kaw ga dawaa da wax duñu yar seen doom nii ngay toll di saaga sa papa mu naan sab sëriñ laa tudde sab sëriñ ni gaa yi leem sab sëriñ laa tudde di yàq fii ba mel ni ko neex nii lañu toll ngir yàlla nañu na parents yi di yar xale yi di leen bàyyi ñuy dem ak seen sago parce que après bu ñu demee ba màgg dinañ ko regretter. waaw te mooy li nga doon wax sax à bas âge lañ leen di yare parce que yet boo koy jubbanti ca ba mu tooyee mais doo bàyyi ba mu dëgër parce que fii am na ñu bëri ñoo xam ne parfois day trop tard nag dem nañ ba nekk mag am éducation boo xam ne doon ay responsable wala am xeetu yar goo xam ne nit ñi sax daf leen di yéem dañuy naan mais kii yar nañ ko kii am na éducation bu baax mais da ngay gis ñu dëng ñoo xam ne faute bi du nekk ci seen bopp de mais seen parents yi la seen parents yi ñoo leen tooñ parce que ñoo leen yar maam yi ñoo leen yàq maam yi ba fay dem bala waaw gis nga maam dañ doon wax day yàq maam day yàq man sama maam ma yar mais maa ngi fàttaliku su ma mësaan def bêtise daf ma naan maa ngi yëkkati xol rek aj ba ci xool ci kaw ma ne ko lan la mu ne ma yàlla maa ngi lay seedeel ni kii wax ana kan moo la yar ma ne ko kan après bi ma màggee laay doog a dégg waxam parce que moom mi ngi seedeel danaan mi ngi yàlla maa ngi lay seedeel ni maa ngi wax ak maa ngi joxante kaddu ak kii wax ana kan moo la yar moom nee na mi ngi sóor ëllëg pour bu ma defee bêtise am ku ne kan moo yar xale bi donc saa yu daan wax loolu man damay tikkee parce que balaa ngaa daaneel foofu parce que dafa cax wax cax mu jox ma cax delloo ko sama maam fa mu tëdd yàlla na doon suuf macha allah Oustaz Mouhamed xam na si dara lu mu jur yar na ko luy sëtam yar na ko lu jaar ci loxoom macha allah yar na ko dëgg la man doomu maam waaw noonu la man sama maam ma yar te maa ngi nii damaa yaru bee fu ma dem ñëpp xam ko léegi Mouhamed ki yaru xam nañ ko macha allah ki yaru am na koy xuloo ci réew mi da xaaral ku yaru xam nañ ko non saabu ful boppam waaye lii waa léegi ku gis lu xam ne saabu jaar na fa ma ne xoolal fii sax yàlla moo def ku xaaral ma jël ki ñu del seen salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax ki sant alhamdulilah maa duggoon léegi ñu ngi lay tatagal moo duggoon ne waaw maanaam yaru maam dañuy wax rek nit ñi mën ñu waxee yéen ñëpp maama ñu yar bari na ci xale yu bari maama leen yar waaw mais loolu ci nit la maanaam man sama maam bu ma daan jóge Dakar dem sax daan ma dellu fii liggéey du bari lu muy génn waaw man ça veut dire que yow ci nit la maanaam léegi mais kan mooy yare waaw kuy yare mu amatul ku nekk li nga am ngay yare kan mooy yare ki yar wala ki war a yar billaahi wallaahi li ma lay wax ma soo dox ni trace benn télé benn bëj buñ demoon waaw allo yaa maa ngi lay teewlu ñaari paa mag yi jëmmi muskaalaf di saagante ndey dama tiit da ngay rus billaahi wallaahi da ngay rus waaw léegi kan mooy yare kan mooy yare doy na waar yàlla rek a xam kon yar bi mooy li ma la yombatul laa dëgg dëgg la yar suñuy yare laa xam ndax ki war a yare bu yaruwul te ñu baal ma mais ñi war a yare yarootu ndax ma saaga moo ko ma saan def suñu kër da naan ma am ndeja ma koy wax waaw da naan ma dóor xale moo gën nga saaga billaay
dóor ko su ma la tooñee duma ko mais bu ko saagaat. dëgg la amul teg. maam mosoo saaga ci xale te mbéj ak boo amoon ñetti fay du ko fàtte. daa tegginawul dana fekk ñettu kel wala mu mbéj. dëgg la. waaye moom xel xalaatu ngay saaga man noonu laa tooñ nga duma ko mu xam ne dina nga ko mën. waaw daa tegginawul sax saaga daa tegginawul dëgg la. dafa bokk ci teggin jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. Mohamed ñu ñëw si sa sang yooyu si sang yu baax sunu sang yi sëriñ bi ñu yàq leen lool bayal leen bàyyi leen ci lu leen neex. c'est-à-dire loolu moo warul. gis nga nit boo ko tuddee koo bëgg. maa ngi sant di gërëm sama waajur bu góor. yal na ko yàlla fay. amiin waay amiin. parce que jour bi ma ñëwee laaj ko kan mooy sama turandoo dafa jooy. parce que boobu maa ngi nekk xale maa ngi gis ku nekk laay pay indil turandoo kii nii ma nekkoon xale bu soob boo xamante ne damay demander ay questions yu bëri. moo tax premier jour ma teg kon nangu nga ni Mohamed dañuy faral di macha allah. premier jour ma teg sama tànk ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma njëkk a def mooy woo ko téléphone jour boobu tamit dafa jooyaat ne ko ñëw naa gis naa sama turandoo pour wane rek ne dafay wax ne man dama lay xool di gis jëmm yonent bi lay xoolee ci yow moo tax amuñu droit koo tuddee ku baax amoo droit di sàggane ci yaram amoo droit di sàggane ci yaram certes mag ñi daan nañ tegg newu ku tudd Muhammad duñu bëgg a jaar pour wanal ko kii ni sàllalu tur bi mais ngóor lañ koy tuddee wala wala beneen tur boo xamante ne di ko wan ne tur bi nga am àndut ak jëf bi ngay jëf pour que xale bi di ràññet la di kii ni au passage maa ngi nuyu sama benn tante yaa Fat Cissé keroog bi ñu tasee ci conférence bi mu ngi may fàttali benn tur buñ ma daan woowee ngir bañ a jaar ci Muhammad waaw yàpp naa du ma ko wax télé bi sama doom la du ma ko wax. moom léegi feeñal na boppam foofu li ma yitteel moo ne loolu ci cadre yar la. parce que yooyu ñu doon wax. daf la daan defal kii nga ne lu tax buñ ma bëggee wax dara su ma defee dara du ñu jaar sama tur. ñu jaar feneen kon loolu baaxul du ma ko jombal ko sa bopp ndax am Muhammad bi def loolu. ma ñëwaat ci benn mbir. par rapport il faut que tey jii nii. waajur yi ñu xam. ne ñoom ay responsable Sénégal fi ñu toll nii waajur yu bëri man damay demander ki may seetaan kañ nga mus a toog ak sa doom yow wax ak moom toog jotaayug di waxtaan ak moom ñu bëri duñ ko def waxtaan ak moom xam nga tey jii nii certes tànn sa soxna lu am solo la tànn jiw ci biir mbay lu am solo la mais boo jëlee suuf su baax indi jiw ju baax tuul ko si te doo ko toppatoo gunóor yi lekk ko te buñ ko lekkee mooy yàq nga sax jiw. effectivement gis nga yàlla subhanahu wa taala damay wax ne ñëpp nañu dem ñu méditer surat Luqman. Surat Luqman parce que moom mooy ñëw verset yi ñëw di wax ci nan la ñuy éduquer xale. ak bu ñuy yar xale yan aspect la ñu war a bàyyi xel. xoolal foofu Luqman li muy wax doom pour wane ne waajur effectivement. xamalal sa doom yàlla. xamalal sa doom li laay pay doon wax sànq que ni kan mooy parent kan mooy kilifa. nan nga war a àndee kilifa ci biir verset yooyu dafay jàngal doom ji sax ci wàllu nan ngay doxee. maama tegal foofu sa loxo ma jël mbokk mi del siwaat allo asalaamaaleykum. aywa dem na bu ñëwaatee ñu jël ko xam naa. da koy jàngal nan ngay waxee ah wala tusaa'ir xaddaka linnas bul toroxal doyadil sa bopp mukk ci biir nit ñi. wala tamshi fil ardi marahan bul dox ci kaw suuf di puuk réew. wax fid min sawtika sooy wax na nga wax baat bu yëkkatiku. taxul kenn palu. wax fit min sawtik na nga suufeel wax dut min sawtik na nga suufeel sa baat. parce que inna ankaral aswaati la sawtul xamir li nit ñi gën a bañ ci baat mooy baatu mbaam kenn bëggu ko. xoolal yar yooyu valeur yooyu nga xam ne pour wane ne parent dafa war a dugal ci li nga xamante ne mooy doomam. daf ci war a dugal li nga xamante ne moom mooy lu koy yar. jox ko ay valeur pour que mu xam ne kii loolu nag. nit ki ci ay jotaay la nit ki mën nga xëy. dem mais suñu toogee ci biir jotaayu añ. ci biir woosa doom ci biir kii nii parce que mënuñu wax ne 24 heures sur 24 dañuy liggéey. mais nañu jox wàll suñuy doom di waxtaan ak ñoom. mooy li may wax sànq cin lu mu fees mbaa lu mu xat xorom xaj na ca. laay fay joxeel ndénkaane bi li des ci waxtu bi bëreetul. ñu xam li ñu maam daan léebu parce que buñ la nee yaa judd si gëléem nàmp si maam maanaam gëléem nu mu njoolee mbaam lu mu gàttee bul nangu yàq way
yàq way nag mooy foo dem tu représentes ta famille foo dem da ngay représenter sa yaay sa papa sa maam sa bàjjen sa ndijaay ñëpp koo xam ne jàppale si sa yar ba tax na del wane li nga xam ne moo gën si li ñu def si yow day tax ñu naw la mais day tax tamit ñu fonk ki la yar donc loolu lañ leen di wax ne ñun it dañuy jéem a defaraat suñu toogin bu dee léeg-léeg nag du ñàkk àdduna ñu def yoo xam ne du dafay safaano mais tout le temps yàlla na yàlla di indiwaat suñu xel ba ñuy jub si yoonu te nit mën na yaraat boppam sax ndax taama mi ngi ko wax léegi ci biir wax ci yar bi mën na échec peut-être si parents yi ñu ko yaakaare nga ñëw juddu defarwaat wala yàlla nam mu coow comme ni mu koy waxee nam mu coow jub yàlla jubal ndax yàlla rek moo fiy jubal taama ndénkaane waaw Mama Marie li ñu fi wax moom lu baax ne yàlla na ko nit ñi dégg may wax xale tamit yàlla na leen yàlla teg ci siraatal mustaqiim yàlla jubal leen ndax nee naa leen ñun suñu doom yi rek la ñuy tiitaroo doom rek nga bëgg mu gën la macha allah ndax sa doom taxaw wax lu baax def lu baax yow da nga koy bëgg a jur Mama Marie bëgg kaa ju ni bëgg kaa waaye bu defee safaanu yow rek yaa koy wéetoo te doomu kenn la doom yaay kenn yàlla na doom yi baax yàlla te leen yoonu siraatal mustaqiim yam wayu baax ndax Sénégal jëm kanam ñu bañ a topp nelaw yi aussi ba biddanti te duñ jóg guddi gi di julli pour ñaanal su yàlla jubal suñu njaboot waaye yaay doom yi moom parents yi ay sàmm lañ kon responsabilité bi yëpp ñoom la parce que moom li may wax rek laay répété waat xale moom ca ba muy ndaw ngay def ci moom la nga bëgg a def valeur yëpp ca nga koy def yaa ko mën a dimbali ngir ëllëg bu màggee mu mën laa siggil waaye itam des fois mu am ñi rëcc mais ñi rëcc nag yàlla na leen yàlla jubbanti wala yàlla nañ am ngor goo xam ne mën a toog xam ñoom ñooy kan ba duñu nekk ci ñeen yi ñu mën a am éducation ba mais maman tey danga may mu nuyu sama ñaari tata tata Seynabou Dieye mi ngi nekk Béy mi ngi dëkk Sicap dafa bëgg a DTV waaw tey nag ci baatu waa DTV yëpp maa ngi koy wax ñoo la gën a bëgg rawatina ndénkaane ak sërëm bi nga xam ne mooy maman Astou Bey moom mi ngi dëkk waaw mi ngi moom tamit ñoo jàkkaarloo kër maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp vraiment ñi sant Bey ñëpp ñu ngi leen di nuyu boo waxee Bey man tamit dama nuyu sama nijaay Birane Bey waaw waaw man li may tàggatoo moo di ne il faut que waajur yi ñu maa ngi jéggalu ci waajur yi nga xam ne mooy ma wax sama génération il faut que ñu defaraat sunu toogaay dañuy wax ne di jàngale que ne waajur nga yar sa doom moo gën chaque jour ngay saraxe kon yar doom dafa nekk loo xamante ne lu am solo la Ibnu Omar kenn ci saxaaba yi dafay wax ne yaral sa doom yarin bu rafet parce que bu àllaaxira yàlla dina la laaj noo ko yare woon ak loo ko jàngal laata mu koy laaj moom nan la àndoon ak yow ak lan la déggale woon kon yow la ñuy njëkk a laaj laata ñu koy jox li nga xamante ne moom mooy parole bi nañu defaraat société bi ñi nekk ci mbedd mi ci kër lañ jóge kër yi ñoo def valeur ci ñoom ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi yonent bi dafa rendre responsabilité wu ci xale ni muy mel ci ñaari waajuram mu ne xale bu judd feuille blanche la encre bañ cay bind nag ay waajur kon nañu xool encre bu baax li koy dugal mooy dundam moom mooy yoon wi mu opté bi muy pratiqué mbokk yi mi ngi noonu waxtaan wi fii la yem aw wax na ko wuy day jur xatax wuy day jur xatax mais nañu sabablu te bañ a sukkandiku sabablu bi mooy waslu ak ci njaboot gi ndax waajur ne sàmm nga fii la ñu yëkkatee jataay bi ëllëg Maxtaar dina ñëw indi wàllam moom it ci wàcc wi incha allah ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk yàlla na yiw yàlla nekk ci kawam ñu ngi leen di wax ni lu jiw a jeexul jógo fi yéen ci àndoon ak waa régie ci liggéey bu rafet force tranquille yooyu nga xamante ne ñooy nekk suñu gannaaw tax ba ngeen ñuy gis ak caméraman yàlla na yàlla fayal ñu leen